bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di rafetlu seen teewaay bu baax di rafetlu tam initiative bi nga xam ne ni Mahadul Khadim jël na ko ngir woo professeur Babacar Mboup ngir mu defal ñu waxtaan ci ndigalul Serigne Mourtala Touré ak kilifteefam di leen sant bu baax ci wuy si gi ngeen wuy si di sant Serigne Babacar bu baax ci jàppandal gi ñu ko jàppandalal te muy koo xam ne ni ku bari ay itte la ak jógam du tax mu yomb lool waaye mu yombalal ñu ko lool ñu koy ko sant di ko gërëm. xam naa Serigne Babacar moom du jar présentation bu gudd ndax jàpp naa ne ñu bari xam nañ ko pour ne pas dire ne ñëpp xam nañ ko waaye ñu bari xam nañ ko dama jëlale Sénégalais yi sax waaye gouvernement yi sax xam nañ ko ndax gouvernement yi moom képp kuy laal lañ bañ ko laal te sax ca laal ga fokk ñu xam la. bu du toon daara ji tey ne defe naa ay renseignements généraux dinañ nekk ci biir jotaay bi donc du jar kon guddal ci présentation waaye rek ñu xamle tuuti ne kenn la koo xam ne la Serigne Touba waxoon ne qultu munabbihan lakum yaa qawmi intabihu min sakarati nawmi ca téeréem boobu di ilhamu salaam fi dabbi an diinillahi l islaam loola moom la jóg moom jël ko di ko jëmmal nelaw yooyu sëñ bi wax nag du nelaw yi ñu xam waaye mooy nelaw yoo xam ne nii lii xew ci jamono doo ko xam lay xew ci sa économie doo ko xam lay xew ci sa lu mën a faagaagal sa diine doo ko xam lay xew ci lépp loo xam ne nii ay conspiration la yu la wër doo ca xam dara nelaw yooyee li sëñ bi di wax ak sakaraatu naw mi nelaw yu xóot yoo xam ne nii lii xew ci jamono doo ko xam moom nag dafa jóg ngir waxi sëñ Touba jooju mu li des ci dundam mu koy dëggal ku ne xam ne ne ci jamono yii ak jamono yu mën a doon sax ab gouvernement moom képp ku yee aw xeet du la bëgg la ca jëkk mooy dañ la jéem a xëpp mooy corrompre moom mii tey su fekkoon ne dëgërul ci ay principe am tey ji lu ne ngay dégg mu am ko waaye du wax waaye nangoo ñàkk lépp tey wax ngir yéen nit boo bañee ci loolu danañ la jéem a xupp ci xuppit tiitalu ko ba ca tege nee nañ boo jéemee bañ dañ lay xàpp moom sase naa leen maanaam ngeen di ko ñaanal ba duñ ko mën a xàpp ndax moom du tuj xëpp du tiit xëpp xàpp fi sës te xàpp moom nañ ko jaayante yàlla mi nga xam ne nii laa taaxu suuf si nettun wala naw sàmm ko ba dara du ko mënal dara ndax loolu mooy liggéeyam bëggul alal bëggul dara li mu bëgg mooy yee nit ñi ci lu leen di amal njariñ ci seen àdduna te seen àdduna jooju noon yi moom lañ jël bëgg koo faagaagale suñu àllaaxira ñun àllaaxira rek lañ am lépp loo xam ne nii nag dana mën a faagaagal suñu àllaaxira jooju noon yi ci lañ nekk loolu nag du jar détaillé ndax ci waxtaan woowu lay dugg defe naa thème bi mooy le nouvel ordre mondial et le Covid-19 Covid ku ko ci xamul mooy ab baat la bu ñu tënk rek mooy coronavirus 2019 bu diggee dana détaillé ya ca aju yëpp man damay ubbi rek ci gàttal ndax dañu temps bi xaw naa kii ngir xamle gi moom loolu doy na ci sëkk ndax ñëpp xam nañ ko déjà li mu bëgg a waxtaanee rek mooy lii la ca tegeet mooy li ma njëkk a wax mooy mahad bi ci ndigalul sëñ Mourtala Touré ak kilifteefam lii lu am solo la ñuy jàng xam-xam ñu indi leen professeur bu leen di waxtaanal ci xam-xam loolu yaakaar naa mooy bernde bi gën a neex ci ab étudiant maa ngi leen di ñaan ñi fi nekk ñëpp ci salle bi ñu bàyyi xel ci ñaari aaya
mooy fa basiri alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu ñu bàyyi ko ci jotaay bi ndax loolu aw tagga ca topp ulaika alladina hadahumullahu wa ulaika humu ulul albaab te moytu ci beneen aaya muy wa minhum man yastamicu ilayka hatta isa xaraju min indika qaalu lilladina utul ilma maada qaala anifan te loolu aw xasa ca topp ulaika alladina tabaa allahu ala qulubihim wa tabaau ahwaahum ñu bàyyi ko ci jotaay bi ci téléphone yeeg waxtaan yeeg yooyu te teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah. aousubillah bisimilah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu ilayhi unib alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala asrafi al anbiyaai wal mursalin saydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh bokk yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara di teg nuyoo bi ci loxo sëñ Lamine ak sëñ Mouhamadou Moutada ñu jot lil ñu ko suñu mbokki gëstukat ak jàngkat yeeg ñiy gëstu te daje fii ñoo ngi leen di nuyu lu bëree bëri di nuyu bu baax it sëñ Abo di ko ziyaara jërëjëf sëñ Lamine ci ubbi gu am solo gi nga xam ni ubbi nga ko jotaay bi lii initiative bu am solo la ndax yu mel ni en permanence dafay faral di am aw ndaw bu ñu nekkee ci toll ci ubbeeku ci àdduna ñu taxawandi ci kaw suuf si tamit nekkandi fi àdduna am nu mu tëddee am ay règle am ay normes ami tamit ay jumtukaay li ñuy wax ay outils yoo xam ni moom la ñuy faral di jëfandikoo ami tamit ay paradigme ami tamit ay mécanisme yoo xam ni dees koo nose am ay institution yoo xam ni ñoom ñooy taxawal di jëmmal loolu te loolu lépp fi mu ne mënuñu cee mucc loo beru mënuñu cee mucc kon bu fekkente ni da ngeen di yaakaar yi diine ji di yaakaar yi réew mi dafay am solo ci yu mel noonu di ci def ay jotaay di ci waxtaan ak it di ci gën di xóotal sunuy gëstu dafa ciy am solo ndax yéen a yaakaar ci diine ji yéen a yaakaar it ci réew mi ëllëg rawatina jafe-jafe ñi nga xam ne am na ci réew mi mooy réew moo xam ne benn tànk lay doxe te benn bëtit lay xoole mooy mboole si ñun ñëpp biñ nekkee doom ci biir réew mi it te réewul dañ naan ñi nu ci yaakaar di sukkandiku ci ñoom daal di leen dénk suñuy mbir mooy ñi demoon ci daaray farañsa ji waaye ñi dem ci daara yi moom génn nañ leen ci ndax dañuy jàpp ñi amuñu xam-xam amuñu gis-gis te amuñu it ay taxawaay loola nag bu fekkente ni am na tontu ba wërta doon ay wax jëf la war a doon ba tax na kon lii lu am solo la loo xam ni ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax vraiment di ndokkeel sëñ Murtada Touré ci xalaat bi ak it yitte ji nga xam ni def na ko ci dellu tamit di ndokkeel bu baax sëñ Lamine di leen nuyu tamit kenn ku ci nekk ci turam ak santam ñu bëgg a waxtaane nag loo xam ni mënees naa wax ni thème d'actualité la actualité la ndax ñàkkul ni jamono yi yëpp képp ku déglu da nga dégg ñuy wax nouvel ordre mondial da nga ko dégg ci discours politique yi da nga ko dégg yi tamit ci géopoliticiens yi da nga ko dégg ci ñiy def géostratégie da nga ko dégg ci mbooloo mu bari ñoo xam ne ñëpp ñoo ngi naan nouvel ordre mondial waaye tamit du tey lañ ko tàmbalee wax lu ñu yàgg a wax la bu yàgg a yàgg kon dana yell ci
lu mel noonu su amee suñ doon misaal tey àdduna mel ni ak roppalaan maanaam ab avion boo xam ni ay picc yu bari dañ cee nekk ci biir mu leer la ni picc mu nekk fi mu ne mën naa naaw dem ca kanamu roppalaan ga mën naa tag ci diggante bi mën naa dem ca gannaaw mën naa dem ci aile yi fu ne waaye mënta dem fu avion bi demul noonu laay misaali àdduna fi mu nekk nii foofu lañ toll. lu mel noonu nag su fekkente ni dafa am te dëgg-dëgg cockpit boobu wala bokk jëmmi roppalaan gi am ñoo xam ni ñoom ñoo koy piloté te fañ ko bëggee leen ko jëmee su fekkee da ngeen di yaakaar ci diine di yaakaar ci réew mi yell na ci loolu ñu xam naka la demee surtout enjeu yi lan la ngir taxawaay bi nga xam ne war ngeen ko cee am te mu leen di xaar te du leen wàcc aussi fala budda am na taxawaay yoo xam ne war na ci kon ñu war a waxtaan kon ci nouvel ordre mondial boobu ak lay wi nga xam ni xëñ na ci lañ toll mu xoqatal ñu bari tiital ñu bari rëtloo ñu bari muy Covid 19 bi. nouvel ordre mondial nag ngir waxtaanee ko dana am ay principes yoo xam ne danañ ko fàttali yoo xam ni ñëpp commencé séq yaakaar naa ni loolu ci la ñuy njëkk a tàmbalee su ko defee tamit danañ ñëw ci jëmmi projet nouvel ordre mondial bi ak ay objectifs am ak it plan bi nga xam ne moom la ñuy dérouler ba fii ñu ci toll tey jii ñu évaluer ko ak nag indi dëgg-dëgg lan moo ko lëkkale ak li ñuy wax ni Covid 19 la wala SARS-CoV-2 bi ak nag lan lañ war a jàngate ci perspective en tant que ay nit ñoo xam ni conscient nañ ci rôle bi ñu war a jouer ci kaw suuf ak it bari lu leen dikkal loo xam ni it faw saafara war caa am waaye bala caa am il faudrait que d'abord ñu comprendre li xew lan la ak it fan la war a jëm. li ci njëkk ci principe yooyu mooy dafay mel ni ci lu gaaw rek ñaari kuréel doo nga nekk ci kaw suuf si moom loolu ñi fi nekk ñëpp xam nañ ko muy xisbulaay xisbu seytaan loolu doo nga fi nekk leneen nekku fi amul kuréel gu intermédiaire donc moom xisbulaay fi nekk ak xisbu seytaan kenn ku ci nekk nag am na domaine d'excellence am na ab toolam am na waaram woo xam ni it moo war a doon waaram ca la war di xëy ca la war di gont xisbullahi nag xëj na duñ ci wax waaye li ñuy waxtaan wi surtout mi ngi jëm ci xisbu seytaan ak seen xalaat yi nga xam ne si am nañ ko ñoom ba am nose gi beneen principe bi ci des mooy muy xisbullahi mooy xisbu seytaan kenn ku ci nekk am nga visée wu de mondialisme ñoom ñaar ñëpp ko am ndax ki yàlla yónni woon alayhi salaatu wasalaam yónni ko ci ñëpp wa ma arsalnaaka ila kaafatan linnaas loolu mooy globalisation ndax dañ ko yónni ci ñëpp fu nit ñi nekk rek yónni nañ ko fa kon ku nu yónni ci ñëpp boo demee ci ñëpp war na leen am na buum goo xam ne lëkkale na ñëpp fi mu nekk nii mooy yow ak li nga indi donc projet mondialisme boobu naka jekk l'islam daf ko am waaye tamit njabootuk seytaane aussi dañ ko am ndax moom naka jekk yitteem ak pas-pasam mooy naka lay fexe ba gàllankoor doomu aadama mi nga xam ne moom la yàlla dénk kaw suuf si loolu moom mooy yitteem ba tax na ñoom tamit bayliwukuñu ñoo ngay def lu ñu man ngir naka la ñuy tërale ñoom tamit seen projet boo xam ni dafay ndar kapp àdduna sépp su ko defee ñu nasaxal bu fekkee mën nañ ko ndax bu fekkee mën nañ ko ci dama ko ci teg bu fekkee mën nañ ko ñu nasaxal fi mu nekk nii it projet bi nga xam ne si moom la xisbullahi war a porter en tout cas ci kaw suuf donc loolu moom mooy deuxième principe boobu nga xam ne kon faw choc dafay am choc moom ala kulli xaal dafay am seulement nag boo seetloo lu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi nekk yeggoon nañ dem ba ay jàmmarloo am nañu doon xeex ndax booba jamono xëj na ci loolu la gënoon a toll maanaam rapport de force yi ci loolu la toll woon waaye dox nañoo dox ba fi mu ne doxalin yi xaw naa soppi ko tuuti nit ñi dem nañoo dem ba gis ni songu nit jël jaasi mbaa fital boo ko boomee yi tamit mënoo génne ay xalaatam mënoo rey ay xalaat kenn mënu koo rey ay gis-gis ak i ngëm-ngëm kenn mënu koo rey léegi kon rey nit ki amatul solo waaye nit ki nañu fexe ba xalaat ya mu amoon ñu fexe ba buñ ko mënta yóbbu ci ak ñàkk a way wala li ñuy wax ak waye di ñu yóbbu ko ci la mu doon wax mu mujj rëññeewu dellu ca ginnaaw wala mu génn ci wala boog surtout ñoom ni ñuy doxale mooy mêler le faux du vrai maanaam boole dëgg ak ab safaan boole dëgg ak safaanu dëgg
ñu fexe ba mu mel le faux du vrai nga xam ne loolu su mu ko defee li ëppaat ci nit ñi faw ñu topp ci ndax walakin aksara naas laa ya'lamuun faw ñu ëpp ci nit ñi danañ ci topp duñ ko xam ndax dëgg ga ñu xamoon ca moom mooy waral su ëndee lu dul ak dëgg rek nit ñi mën na leen caa induire donc te loolu mooy stratégie dëgg-dëgg bi nga xam ne moom la maçon yi di doxal muy xisbu seytaane googu donc kon loolu moom laa bëggoon a njëkk a fàttali ba noppi xam ni kon ñoom nekkatuñ sax ci rayante waaye dañuy xeexe ci yeneen i anam xeexe ci wàllu koom-koom danañ xeex ci wàllu culture li ñuy wax mbatiit danañ xeex ci wàllu dëgg-dëgg ay sciences sociales yi danañ xeex sax ci wàllu taarix Sénégal fi mu ne nii bari aana tey luñ fi saxal ci taarix loo xam ne demeewul noonu ci suñu réew mi nga xam ni dafa mel ni dégg ngeen jamono yi ci ginnaaw rek bi ñu fi bindee l'histoire du Sénégal ay coow yu bare am na ci coow yu bari nga xam ne dañuy falsifier histoire dañuy dem a dem ba dañ lay gëmloo ni la yow doo dara say baay ak say maam duñu dara say baay ak say maam xamuñu dara xamuñu lu baax mënuñoo jëmmal lu baax te it amuñu lu baax nga xam ni dañ la koy gëmloo ba finalement yow da ngay teddadil sa bopp jàpp ni bala ngaa mën a demati rek faw nga la ngaamu ca ñoom ndax ñoom ñooy mën a dem donc kon dañ lay xeex ci fànn yu bari xeex la ci wàllu alimentation xeex la ci wàllu manipulation xëy na thème boobu sax ñoom sëñ Mourtala moom la ñu tuddoon nañ ma ko sax nga xam ni dañ lay xeex sax ci wàllu manipulation ci sëg yuur ni ko borom bi bindee nga xam ni waxtu ne dañ la dóor ay jumla yoo xam ni doo yëg sax ni agsi na da ngay jékki-jékki rek gis lu soppiku ci yow te doo xam kañ la soppiku mën naa cee joxe benn exemple gaaw bala ma dugg ci waxtaan wi dafa am kilifa gu ma mas di waxtaanal mu ni ma jamonoy 92 wala 91 dafa am benn film boo xam ni dañ ko doon teg Sénégal film bi mu ngi tuddoon yaakaar naa dynastie nee na moom bi mu gisee film bi ak contenu bi mu dem bind bataaxal président Abdou Diouf ñëw ci sëñ Saliou Mbacké dem ci Alaaji Abdou dem ci ay kilifa yu bari ni leen man de gis naa film bu ñu fi bëgg a daxal boo xam ni bu ñu bàyyee mu daw dana bari lu mu yàq ci askan wi nee na def ci tempsam engagé wu ci lu nekk mu def ko ci yàlla dogal film ba mujj jàll nee na mu toog 98 wala 97 toogaat ci même saalam ñu teg même film bi nee na seetaan naa ko ba mu jeex te dara naqariwu ma ci mu wax ma ni ma ci loolu ci laa xamee ni diggante bi am na lu ma fi ñàkk maa xamul lan la waaye am na lu ma ñàkk ci diggante bi xaw ma nag lan la waaye am na lu ma ñàkk loola mooy dañuy jaar ci sa subconscient sànni lay jumla yu bari yoo xam ne si puisque subconscient bi moom ci programme dong lay dox il suffit nga wan ko lenn rek moom automatiquement mu daal di enclenché wu loolu mooy dem ba yóbbu nit ki ci fenn nga xam ni kon ñoom soxlaatu ay analyse yu général nga xam ni lu jóg benn gisin rek nga koy mën a gis lenn lu ci nekk da nga koy mën a partitionné xam lii lan la lu ko tax a jóg ak fan la jëm loolu moom mooy li ma bëggoon a njëkkee ci waxtaan wi leen li ci tobe nag mooy nouvel ordre mondial wax naa sànq ci fàttali ni ñaari kuréel yi fi nekk yëpp ku ci nekk am nga visée boobu waaye xisbu seytaan suñ ko doon tënk ñoom mel na ni mën nañoo tàmbalee ci 1er mai 1776 1er mai 1776 dafay date bu am solo ci ñoom nga xam ni ci la ay kàngam daje ca tugal benn dëkk bu ñuy wax Bavière ci Allemagne daan di léegi ñoom dañoo am gis-gisub taxawal benn ordre boo xam ni dafay safaanoo ak li am ci kaw suuf si ku ñuy wax Adam Weishaupt moom moo leen jiite woon nekkoon benn ancien jésuite biñ ko taxawalee nag dafa amoon juróom-benni jubluwaay yoo xam dañ koo amoon ñu koy wax les Illuminati boo xoolee ñu bari xëy na dana dégg seen tur boo xoolee billet $1 américain xam nga xaalis ak li mu symbolisé mandarga yi ñu ciy def moo lay wax ni am na lu mu tekki te boo xoolee $1 américain da nga ci fekk li ma lay wax nii ñu def ci benn pyramide boo xam ni benn bët moo nekk ci kaw ñu bind ci kaw ci suuf Novus Ordo Seclorum mooy le nouvel ordre pour les siècles wala le nouvel ordre mondial ci kaw ñu bind Anitus Coptus mooy suñu projet bii danañ ci am ndam suñu projet bi dañ ci am ndam $1 américain boo xoolee da nga ko ci fekk ñu bind ko ci noonu loolu nag mi ngi sosu woon ci 1er mai naka la 1776 ci Allemagne ñoom ñooñu bi ñu taxawee
bari na lu ñu tax waaye damay ñëw ci lu gaaw rek ci seeni jubluwaay. dañoo amoon juróom-benni jubluwaay yoo xam ni dañ ni suñu ko defee li ñu bëgg dana sotti benn ba ca njëkk mooy ndono nañ fexe ndono dootul am nit ñi kenn dootul donnante te loolu soo xoolee actuellement ci projet yi ñu lancé mu jëm ci wàllu ngóor jigéen ak xarala yu yees yi nga xam ni tey am doom soxlaatul am soxna pour nit ki am doom soxlaatul ngay takk soxna fi mu nekk nii xam-xam àgg na foofu nit ki su fekkee bëgg na doom mën naa dem ci laboratoire commandé ñëw ñu ni ko nit ku mel nan nga war a jur mu ni ki moom ñu wan ko photo mu xool prélèvement yi ñu defoon ca nit ka ci man yoom wala yu demee noonu mu xool ka mu bëgg a jur def commande fay su ko defee loolu ñu enclenché processus bi ëmbal ko bu wasinee mu fay après mu dem donc léegi te loolu mooy dindi ji fi mu nekk nii ndono dootul am gën nañ ko tuddaat sax ci beneen objectif ci kanam waaye ndono daal dootul am moom héritage dañ koy dagg ci àdduna nit ñi moom dañuy wéy di dem nii rek kon ñu xam ne loolu mooy seen premier objectif. deuxième objectif bi mooy lan fexe ba gouvernement yi nga xam ne dañoo nekk ci en tant que ay état nation ñu fexe ba gouvernement yooyu aussi dañ loolu bu ngeen dégloo le 23 mars président bi jiite Sénégal bi muy def discours am boobu di wane ni dañuy def naka laati sax état d'urgence dégg ngeen ci mu wax ñaari baat yu am solo yuy firndeel li ma wax nii benn bi mu ni la vulnérabilité des états nations vulnérable mooy koo xam ni moom dem ngaa dem ba xam ni leer na lan yow fa nga tëdd dañ lay dimbali waaye mënatoo demal sa bopp amatoo pexe tey mënatoo dem kon bu état nation yi vulnérable laaj ñu dimbali leen loolu mooy tegtale ne kon dañu am limite beneen bi mu ni il faudrait impérativement ñu dem ci nouvel ordre mondial boobu mooy li ñuy waxtaanee léegi nii mooy état yi dootuñu exister États-Unis dootul am Russie dootul am Sénégal dootul am li am mooy benn gouvernement mondial boo xam ni ñoom ñooy doxal lépp lu fi doxati par rapport ak objectif yi nga xam ni moom la ñu amoon loolu mooy deuxième objectif bi. troisième bi mooy jëmmi patriotisme nit ki man ni man kat ab ajoor laa ñun de waa Kajoor daa am lu doon bañ wala man kat bawal laa daa am lu waa bawal ñu xame leen ci muy seen aada mbaa muy seen cosaan wala man kat man ab siin laa wala saalum wala man kat sénégalais laa te dañ ñoo xam ci teraanga du ñu war wala nangam loola la ñuy wax ni dañ ci koy deñ maanaam nit dootul wut ak mbaax di ca tegtalu di dellu ci ab gox muy bëgg sam réew ak bëgg sa suuf patriotisme dañ koy éliminer aussi ndax lan bu ngeen seetloo sax am na dans les années 70 benn mouvement bu ñu yëkkati woon ndax bu ñuy dem xam nañ fi nit ñi di gën a di déglu mooy ñi nga xam ne ay influenceurs lañu donc noonu lañ leen tuddee léegi mais mën nañ ko tuddee rek ay leader d'opinion moom la nit ñi gën a xam mais léegi wut nañ ko sax am métier la ñuy wax influenceur nga xam ni da ngay fexe ba influencer ay nit influenceurs yooyu nag gis nañ ni ñi ci gën a porté ay woykat la ñuy doon woykat yi nga xam ni dañuy siiw lool ñu mën leen a xam am na dans les années 70 bi 70 benn mouvement boo xam ne ay woykat ñoo ko yëkkati woon ñu ko doon wax le mouvement hippie waaye seen devise moo doon lan no God no land maanaam yàlla amatul frontière amatul maanaam kenn dootul tegtalu ci ay suuf projet ba dafa échoué mais loolu moom moo doon dem d'ailleurs projet boobu am na ñu ko reprendre at xëy na du ñu mën a dugg ci détails yi fi mu nekk nii ñi koy continuer mais am na ñu koy continuer fii ne pour restaurer en fait xalaat yooyu nga xam ne ñooñu amoon nañ ko waaye hippie boobu moom ñoom doon nañ tënku ci lool no God no land yàlla amul waaye tamit ay frontières amatul suuf si yëpp nit ñi ñoo ko commencé bokk donc loolu mooy troisième objectif bi mooy dagg li ñuy wax patriotisme ñeenteel bi mooy dagg li ñuy wax la propriété privée maanaam kenn dootul moom sama caméra sama suuf si sama tool loolu dootul am la propriété privée dootul am kenn dootul mën a wax ni lii maa ko moom bu ngeen delloo ci discours bi Sarkozy defoon après crise u kii N1H1 bi da ngeen ko ci dégg ginnaaw bi ñu bari théoriser nañ ko wax ko ni tant que nit ñi demuñu ba suuf si yëpp ak ndel richesse yi fi nekk ñu xam ni nit ñi ñëpp ñoo ko bokk rek li ñu war a def defaguñ ko donc ci foofu la ñu dem mais dootul doon jamono joo xam ni sëñ Mourtala Touré day taxaw ni daan ni lii kat maa ko moom moomeel moom dootul am
mboolem luy richesse ci àdduna bi àdduna ñoo koy moom l'humanité entière ñoom ñoo koy moom waaye bu naan humanité fi ne mooy kan booy humanité mooy kan moom du doon ñun waaye lobby boobu lay doon. donc loolu mooy 4e objectif bi. 5e bi mooy détruire la famille maanaam jëmmi góor ak jigéen mën a toog ni dañuy sanc kër loolu aussi dañ koy dindi parce que góor ak góor mën nañuy sanc kër jigéen ak jigéen mën nañoo sanc kër mais góor kese mën naa sanc kër def ci procédé yi ma waxoon sànq bu bëggee doom dem commandé jigéen aussi mën naa sanc kër moom donc su bëggee doom dem commandé mais la famille moom dañ koy détruire. loolu nag depuis la conférence de 1995 ca Caire la ñu tàmbali woon lool changé sax lan mooy famille doonatul góor ak jigéen rek bu koy tënk fi mu nekk nii mais famille leneen la fi mu nekk nii te malheureusement aussi loolu nit ñi xamuñu ko waaye bi ci mujj nag muy juróom-benneel objectif bi mooy diine moom benn diine rek kay des ci kaw suuf xam nga foofu la danger bi nekk nag moom une seule religion universelle mooy am moom mooy li am donc loolu bokk na ci seen objectif il faudrait que ñu aligner mboolem nit ñëpp tënku ci jenn diine jan diine lay doon nag moom mooy mbir mi waaye boo seetloo diine jooju mooy doon diine droit de l'homme mooy doon diine droit de l'homme danaa ci ñëw léegi nii ci danaa ko gën a leeral léegi nga xam ne droit de l'homme boobu dafay doon benn passerelle benn jaaruwaay lay doon boo xam ni mooy jëlee nit ñi ci lañ xamoon ci diine ak pas-pas ñu jaar ca lu ne ñu natt ko ci droit de l'homme ba mën a dem ci diine ji nga xam ne si waliyaasu billaahi mooy diine seytaan waaye passerelle lay doon rek maanaam transition lay doon donc il faudrait que 6e objectif bi mooy jenn diine rek am ci kaw suuf donc loolu moom moo leen taxoon a jóg alors bi ñu ko defee la ñu attaqué ku ne xam na ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw révolution bi amoon France bi nekk Angleterre yu bëree bëri jëli fi monarchie taxawal ay république léegi nag dañu fay bëgg a jël république taxawal nag gouvernement mondial bi alors loolu nan lañ koy taxawale ginnaaw bi ñu fàttalee seen juróom-benn objectif yooyu mooy am na benn téere boo xam ni bu bari ay source la ci loolu boo xam ni wax na ci lu bari ñi ci wax nag bari na vraiment mais mën nañoo yem ci téere boobu rek muy Pawn in the Game muy des pions sur l'échiquier ku ñuy wax William Guy Kerr benn officier canadien moom moo ko bind 1954 mu am ay révélation yu bari yoo xam ni wax na ko ci ndax moom diine daa am diine ju mu toppoon te gëm ko dem na ba xam yëf yi it mujj na tiit ci ëllëgam mu def ci ay révélation yu bari donte ba mu ko defee jigu ko waaye au moins moom kit na ak conscience am ci biir téereem boobu nag des pions sur l'échiquier daf ci am benn bataaxal bu mu ci génne bataaxal bi ku ñuy wax Albert Pike moom moo ko bind Mancini bi mi ngi nii sama téléphone nii nga xam ni daf ci wax loo xam damay lire li ci kaw nii rek ngeen xool ñu tekki ko ci wolof soog a ñëw ci jëmmi li mu wund moom bi muy bind dafa wax ni la lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mancini du 15 août 1871 fut révélée par le commandeur William Guy Kerr mi ngi judd woon ci 1895 ba 1959 dans son livre Pawn in the Game des pions sur l'échiquier édition canadienne éditée en 1954 par la National Federation of Christian Laymen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par William Churchill bi doon premier ministre bu Angleterre comme antibelliste ndax dañoo gisoon ni ku danger la ci ñoom mi ngi révélé ay seen yëf mu wax ni ci lettre bi l'objectif recherché derrière la mise en œuvre de 3 guerres mondiales
danaa ko leeralaat léegi nii mais ci troisième guerre mondiale bi doon wax mu ni Jean Lombard historien écrivain en 1984 si l'on permet le déclenchement de la troisième guerre mondiale la dévastation sera si considérable que les internationalistes en arriveront à prétendre que seul un gouvernement mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes. Muy la face cachée de l'histoire moderne à la page 553 ci la ko Jean Lombard wax. Oui, tout le plan vise cet unique objectif, imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle, le culte de Lucifer. Kon xam nga loolu lu leer nañu la donc objectif bi Albert Pike ci lettre boobu 15 août 1871 dafa am lu mu ci wax lu am solo dafa mel ni tekkiwuma ko ci wolof de waaw dafa wax ni bataaxal bi Albert Pike nag boromum ngir la ci diine seytaane boromum ndax sos na am ngirum boppam moom 33e degré la woon mujj na mu ber daaray boppam sos ko ay jamono it moo jiite woon mbooleem société secrète yi nekk Amérique du Nord yëpp muy États-Unis Canada moo ko jiite woon bataaxal bi mi ngi ko bind ku ñu wax Giuseppe Manzini moo jiite woon tamit kuréel yooyu yi nekkoon tugal muy Europe ab italien la woon mi ngi ko yónnee ci fukki fan ak juróom ci weeru août ci 1871 maanaam junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn muy wax ni ci téereem boobu ni dafa am jubluwaay yoo xam ni am nañ ko te benn historien tamit reprendre ko ñu koy wax Jean Lombard ci téereem bi ñuy wax la face cachée de l'histoire moderne maanaam taarix bi nga xam ni dafa soriwul lool ñu ngi koy dund nga xam ni ay témoins oculaires lañ ci am na ci wet goog dañ koo nëbb noonu la ko tudde woon maanaam wet giñ ci nëbb la face cachée de l'histoire moderne léegi ci xëtu juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett ci la wax lii mu ni ñetteelu guerre mondiale boobu taal gañ koy taal moo leen yi mën a may ñu taxawal nag gouvernement mondial boobu ak léegi benn doole joo xam ni ci wàllu militaire lay bàyyi ko moo koy téye ndax day am yu koy jiitu ba pare su ko defee loolu ñu mën a daal di jëm ci la leen taxoon a jóg ñu bëgg ko te mooy taxawal diine joo xam ne si dañuy jaamu seytaane waliyaasu billaah léegi li ci des nag bari na xam naa damaa am lu ma ci jàng nii rek waaye li ci des moom dama koy tënk rek mu wax ni moom Albert Pike moom ci bataaxal bi mu ni 1871 mu ni suñu bëggee nag seytaane doon ki nga xam ni moom mooy yilif suuf si faaw ñu taal ñetti guerre mondiale faaw it ñu def ñetti révolution léegi seetlul 1871 da nga ciy teg ñeent fukki at ak ñett guerre mondiale bu njëkk bi soo ko tàkk 1914 moom wax na lii ñeent fukki at ak ñett première guerre mondiale soo ko am xaayan nag ku dégg séeréer waaw lii mu wax na ko mu am ñeent fukki at ak ñett première guerre mondiale soo ko jeex mu ni faw ñu taal ñetti guerre mondiale te ñaari guerre mondiale yu njëkk yi njabootu yoon ci Yàlla Insa la ñuy boole ñu xeex seen biir fan la ñaari guerre mondiale yu tàkkee Europe te Europe moom mooy centre kii fa la Rome nekk dañ ci dikkaat léegi nii waaye bi ñu koy taal dafa am ay objectifs yu ñu ci amoon yoo xam ne toujours dañ koy occulter maanaam yooyu duñ ko wax liñ lay jàngal nga koy xam ci école yooyu parce que dafa am lu ñu bëgg nga xam ko am nu ñu bëgg nga ñuy réfléchir am nu ñu bëgg it nga ñuy xoole ak di ñu xalaate ak di ñu doxe moo waral dafa am loo xam duñ ko jàngale mu ko léegi mu ni ak it daal di soppar ñi ñetti soppar ñi mu ni li ñuy wax révolution 3 grandes révolutions yoo xam ni mooy tax nit ñi fi ñu bëgg ñu jëm fa faaw danañ fi jëm léegi guerre mondiale bu njëkk bi mu jeexee première d'abord première guerre mondiale 14-18 la woon deuxième bi 39-45
troisième guerre mondiale bi moom Macky Sall moo ñu wax ni am na ci discours am bi bu ngeen ci dellu doon wax ni nous sommes en guerre ci guerre mondiale lañ nekk man xaw ma ko woon waaye moom moo nañu ci guerre mondiale lañ nekk waaw. te discours boobu it ñu bari reprendre nañ ko ñoom Sarkozy gis nga Sarko la nu mu tudd Macron discours bi mu doon def di annoncé confinement bi wax na ci discours bi juróom-ñaari yoon guerre wax na ci juróom-benn yoon nous sommes en guerre ci guerre lañ nekk kan la ñuy guerral crise sanitaire loo xam ni doomi virus la jàngoro maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Lamine léegi nii nit li mu am ci ay virus ci yaramam moo ëpp li nekk ci moom ci ay cellules te cellule nit ki dana ci yor 100 milliards de cellules 100 milliards te li nekk ci ay virus ci suñu jëmm moo ëpp cellules yi virus du noonu nit bu ñu amuloon virus dee nañ bu yàgg ab virus léegi ñu bëgg ci tiital nit ñi tiital leen ñëpp ba yaakaar ni malakal mawti moom déparé na fam déparé daa war a ñëw faagabagal ñëpp yóbbu jëlee leen fi c'est parce que am na lu làqu ci ginnaaw léegi troisième guerre mondiale bi kon dafa mel ni ci lañ nekk moom mooy doon deuxième fi ñuy mujje ak Covid 19 bi léegi 1914 wala boog trois grandes révolutions yi benn bi mooy li may tuddee RIP beneen bi RIS beneen bi RIC RIP bi mooy la révolution intellectuelle et philosophique deuxième bi mooy la révolution industrielle et sociétale troisième bi mooy la révolution informationnelle et communicationnelle danaa ci dikk léegi incha allah première guerre mondiale bi mu jeexee 14-18 xam ngeen ku ci gën a ñàkk ñu bari dañuy yaakaar ni Allemagne mooy ki perte ci guerre bi Allemagne pertul ci guerre bi du tout nit ñi dëndul xóotal toujours suñuy xel mais Allemagne mësta perte guerre bi mësu koo ñàkk daaneel ay bâtiment rey nañ fa ay nit feneen nit daaneel nañ fa ay bâtiment rey nañ fa ay nit waaye tey jii kan moo yor la puissance fi mu nekk ni européenne Allemagne Allemagne yi jiite Europe di maanaam lu mu bëgg mu am fa mooy la fa am lu mu fa bëgg a imposer moom la fay imposer kon kooku ñàkkul guerre bi te it gis nañ ay transfert fi mu nekk nii yoo xam ne am na fa ba mu fa jugee daanaka ñoom ñoo yore États-Unis fi mu nekk nii aussi borom xam-xam yépp la nga fay dégg lépp fi mu nekk nii Allemagne googu la bàyyi ko li ci ëpp ay transfert de technologie ak yeneen yu ni demee kon Allemagne pertul guerre mais ki perte première guerre mondiale bi dëgg-dëgg l'islam a ci gën a perte d'abord li njëkk am mooy la révolution bi guerre bi amee ci lañ fexe ba def la révolution bolchevique 1917 muy jëlee zaar yi Russie ndax Russie mooy réew daanaka mi ëpp ci àdduna bi jëlee fa ña ko yoroon samp fa seeni njabootu bopp à travers ñoom Lénine 1917 loolu lañ njëkk a réussir bi guerre bi avant muy jeex sax mais deuxième bi ci topp mooy nasaxal dawlatul Ousmania empire ottoman 1923 bi mu daanoo 1923 le 8 mars 1923 le 3 mars plutôt le 24 juillet 1923 la empire ottoman daanu te li tax mu daanu guerre mondiale bi tax mu daanu ndax dafa allié woon ak Allemagne nga xam ni bari na ci biir guerre boobu rek ay jullit jàmmaarloo nañu rayante seeni biir waaye le 3 mars 1924 la ñu dagg xilaafatul islamia amatul bi fi yonent bi jógee alayhi salaatu wasalaam ba ci 3 mars 1924 l'islam mi ngi am xalifa jub naag jubul ak ndax ni mu war a doxaleeg yooyu moom loolu beneen débat la waaye ba fi yonent bi jógee ba ci 1924 moom l'islam mi ngi am kilifa 1924 lañ ko ñàkkoon ba léegi jullit ci ku ne yaa yilif sa bopp daanaka maanaam waxin la mbooloo mu ne ak lañ yilif mais ba 1924 ñoo ngi koy am loolu mooy première néew doole gi ñu néewal doole l'islam waaye biñ ko defee da ngay gis ni le 11 février 1929 ci lañ taxawal état bu Vatican ci lañ ko créé 5 ans après bi ñu daggee xilaafa islam juróomi at après ñu créé Vatican ci les traités de Latran jox suñ mbokk kii catholique yi jox leen état waaye le 23 septembre 1932 ñu créé aussi Arabie Saoudite 1932 lañ ko créé dàq njabootu yonent ga fa nekkoon rey leen ba ñi ci mucc tey ñoo nga Jordanie Abdallah bi nekk Jordanie mooy ki gën a jege yonent bi ci kaw suuf ci deret buuru Jordanie actuellement 1932 lañ leen dàq rey ñenn ña ñoom ñu rëcc ñoo nga Jordanie fa lañ dëkk mamlaka saoudiya ñu taxawal ko en 1932
yéen a ngi suivre ni ñu fexe ba dagg xilaafa gi taxawal parallèlement foofu ci Europe googu nga xam ni fa la xilaafa gi mujjoon ñu taxawal fa état boo xam ni ci chrétiens yi la bokk waaye fi yonent bi ganee àdduna fa mu tëdd bokk ñu dàq njabootam nga fa nekkoon rey leen ba noppi boole tund yooyu yépp fi mu nekk ni muy Arabie Saoudite ñu am askan wuñ ko jox askanal leen ko muy la famille Saoud 1932 après ci lañ créé la banque des banques BIRD ak yu ni demee donc xëy na yooyu rek mën naa ko ci lim. deuxième guerre mondiale bi mu jeexee la première chose bi ñu def mooy ni créer li ñuy wax Nations Unies ONU fekk na am na lu ko jiitu woon muy SDN waaye ñu taxawal fi mu nekk nii ONU United States biñ ko taxawalee en 1945 3 ans après ñu def la déclaration universelle des droits de l'homme muy téere bi nga xam ni moom lañ teg ci téere yi gën a kawe ci biir adduna bi moom lañ tiimale waxuma moo tiim nag moom lañ tiimale alxuraan tiimale ko lépp la déclaration universelle des droits de l'homme mboolem réew yi ci adduna bi yëpp kenn ku ci nekk def nga ko sa constitution wane lii mooy li gën a màgg mooy li gën a kawe ci kaw suuf si yéen a ngi comprendre fi mu nekk nii fi ñu jëm kon bu ñu tàmbalee indi téere yoo xam ne si tiim na téere yi wàcce woon asamaan problème am na te it ñoo ngi teg seen loxo ndànk-ndànk fa mujjoon a gis jeexit yooyu bu dee ci yonent Yàlla Insa ñoo créé Vatican waaye bu dee ci yonent Yàlla Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo créé Arabie Saoudite waaye yemuñu foofu yonent Yàlla Moussa yi tamit akum ndonaam ak njàngaleem fa mujjoon nit ñoom ñoo ko créé en 1948 deuxième guerre mondiale bi jeexee Israël gis ngeen fu ci nekk teg nañ fa loxo fee du ay yahut a fa nekk parce que yahut yi ba léegi booy kuy suivre da nga gis ni ñoom ànduñu sax ci la fay am muy juif yi mais un état sioniste la ay sioniste ñoo ko taxawal donc noonu lañ def taxawalaat yu bari li leen gàllankoor nag ba ñoo ngi mettre en place ay institutions internationales ci lañ taxawal OMS aussi ci lañ ko créé après deuxième guerre mondiale bi ci lañ taxawal yeneen groupe yu bari créé benn bànqaas bu ñuy wax le groupe Bilderberg en 1954 ngir objectif spécifique yi nga xam ne moo ci des pour gouvernance bi moom taxaw na xam nga gouvernance mooy institution yi su taxawee ONU taxaw na OMS taxaw na UNICEF taxaw na ay bànqaas yoo xam ni sur le plan international ñooy saytu mbir yi léegi loolu mooy gouvernance bi institution yi mi ngi taxaw gouvernance bu taxawee nag dañuy dox jëm ci gouvernement bi gouvernement boobu nag mënta am te seen ordre boobu ñuy wax donc jaare wuñ ko ci muy ordre ab chaos maanaam créer un ordre par le désordre créer un ordre par le désordre nga xam ne cataclysme bu rëy ci la ñuy jaare pour mën koo taxawal jëye ju rëy rëy ci la ñuy jaare aussi pour taxawal ko mooy ordre ab chaos mais li leen gàllankoor ci bi ñu génnee ci deuxième guerre mondiale nga xam ne daal diwul am mooy guerre froide bi xam ngeen guerre froide bi depuis 1947 ba ci 1991 diggante États-Unis ak Russie wala bokk URSS ca jamono yooyu ñoo ngi jàmmaarloo xeexuñu directement mais dañ doon xeex beneen xeetu xeex déjà loolu it yéen en tant qu'étudiant dafa leen di wan ci perspective yi ni ñuy def ñoo ngi jóge ci guerre mondiale ñaari nit jàkkaarloo wala ñaari alliance jàkkaarloo waaye ñu jóge ci rek dem ci benn xeex boo xam ni dañ koy def par procuration par délégation man kat sëñ Mourtala Touré damaa bëgg a xeex ak moom léegi kaay ma ngemb la sëñ Mourtala daan ne xaaral mu ngemb kenn yéen ñaar ngeen dóorante ko te maa ngi moom ñooy xeex waaye ci ñeneen ñaar lañ koy jaaral ak nu ñuy doxalee ci guerre froide bi testé nañ ko ba 1991 fort heureusement wala boog xëy na yàlla dogal le capitalisme occidental triomphé sur le communisme donc mur de Berlin daanu léegi guerre froide bi jeex gis ngeen nouvel ordre mondial foofu lañ gën a déggee ñu tàmbali di ko wax à travers Bush père naan nag jot na ci dem nag ci nouvel ordre mondial boobu ndax gis nañ ni d'abord guerre yi di am jafe-jafe la waxtu wu ne nit ñi ñoo ngi ci danger ndax ginnaaw nit ñi dañoo am ay ndell yoo xam ni mën naa faagaagal àdduna gis ngeen Hiroshima ak Nagasaki kon bu fekkee nit ñi yor nañ ko tey États-Unis yor na ko France yor ko Angleterre yor na ko Russie yor na ko Chine yor na ko Pakistan yor na ko ñoo ngi wax ni Israël yor na ko Inde aussi yor na ko muy ay puissance nucléaire ba ci xëy na Iran am na ñuy wax ni peut-être yor na ko mais kooku Corée du Nord aussi kazalik mais ñooñu conflit armé bu amee àdduna tukki
léegi gis nga kon dan lay layal lay woo xam ne dafay mel ni am xel da koy jàpp léegi ñun ñëpp nekkatuñ en sécurité kon il faudrait que ñu fexe ba ku ci ne sa pukkus si nga nekkoon yow ngay Corée man may États-Unis ñuy xëccoo ci wàllu intérêt ay commerciaux ay intérêt yeneen loolu jaru ko te suñuy askan mi ngi menacé wu te ñoo boole lépp muy benn su ko defee benn gouvernement taxaw saytu ko nga xam ne dootuñu doon ay wujj waaye dañuy fexe sax ba jàmmaarloo ak objectif yoo xam ni ñun ñëpp ñoo commencé bokk loolu moo tax li ñu njëkk a indi mooy le terrorisme international à travers ba mu commencé nag yàgg na vraiment lu yàgg la d'ailleurs première baat bi ku ko xam ci français yi nga ko xamee foofu la njëkk a tàmbalee ñoom ñoo indi baat bi aussi terrorisme mais suñu demee ci époque yu récente rek à partir de 2000 gis nañ ni d'abord attentat yi amoon États-Unis 3 tours ya fa daan woon souvent dañuy wax 2 tours mais 3 tours la woon ñaari tours yi moom gis nañ ay avions yu ci dal waaye beneen tour bi moom xam naa daa yàgg ak ñaari tours yee am ak ñoom kóllëre gis nañu daanu rek moom it mu jékki-jékki rek daal di xalangu lu bizarre la vraiment lu bizarre la structure boo xam si acier la waxuma la benn avion mais fukki avion bu ci dalee sax mënu koo daaneel bu ci dalee mais malheureusement loolu objectif bi ñu ci jublu woon mooy fexe ba nit ñi d'abord tiit ndax toujours seen objectif loolu la na nit ñi tiit suñu tiitee ñu utiliser média bi war leen ni kenn nekkatul en sécurité dee mën naa daal di dikk léegi nii kon jox leen ñu seen kaddu ak seen bopp su ko defee ñun ñu protéger leen moom la ñu wax problème réaction solution PRS créer un problème pour susciter des réactions maintenant pour proposer une solution wala une alternative donc loolu mooy seen stratégie looloo tax ñu taal ko États-Unis taal nañ ko Angleterre France Espagne Inde ba ci Afrique gi sax mucc ci gis ngeen Côte d'Ivoire gis ngeen Nigéria ak Boko Haram gis ngeen Mali gi mu gën a jege fenn fu ci nekk ay attentats terroristes am na fa te soo seetloo ci biir da nga gis ni ñoom seen loxo ñoo ci nekk Boko Haram am ñoo xam ne si xam nañ leen tiire fatal sax mënuñu ko ñooñu nan lañ mën a tëwee ñoo xam ni te armée daanaka bi gën a dëgër ci Afrique muy bu Nigéria boole koog bu Cameroun bu Tchad mais loolu am xel mënu ko jàpp c'est parce que am na ñu nekk ci ginnaaw pour entretenir loolu pour nit ñi mën a joxe seen kàddu joxe seen bopp donc mais terrorisme bi biñ ci demee essayé nañ lu ne def nañ ko ci waaye mel na ni jàllul terewul bàyyiwuñ ko nag ñu essayé fi mu nekk nii li ñuy wax le réchauffement climatique kat gis nañ ni li ñuy def ci pollution mi ngi attaqué couche d'ozone bi te it glace yi ñoo ngi ñuy menacé bis bu fondre ba moytul tuufaanu Nuuhin ma mooy am léegi loolu du faagaagal États-Unis ak Argentine bàyyi Sénégal du faagaagal Sénégal bàyyi peut-être Mali wala Nouvelle-Zélande kon nañu boole suñu kàddu fexe ba mbir mi ñu saytoo ndoo ko waaye mel na ni liñ ci yaakaaroon xëñ na tamit amul ba tey ñu ne nañ essayé beneen aussi muy la démographie mondiale nit ñi dañoo bari 1974 nit ñi ñoo ngi toll woon ci 4 milliards de personnes ci kaw suuf si moins de 50 ans après 2020 actuellement ñoo ngi ci presque loolu doublé na ñoo ngi ci 7 milliards 700 millions de personnes ñu ne léegi mais nit ñi puisque ay ressources yoo xam ne dafay jeex moo fi nekk danañ dem a dem ba nit ñi dootuñu mën a dund te loolu ñëpp ay menacé wu ñaareel bi gis nañ ni ñoom nee nañ waa tugal am nañ ay perspectives ñoo ngi liggéey waaye luñ mën a liggéey it nit ñu ñuul ñi moom li ñuy jur day bari dañuy ñëw rek daal di waddaat seen kaw dal fa jaxase seen réew yi ci wàllu immigration kon il faudrait que ñu gérer nit ñi ni ñuy juddoo di gérer aussi maanaam courbe boobu ni aussi ni muy demee donc loolu tamit ñu def ko un enjeu mondial muy problème mu démographie d'ailleurs dégg ngeen Sarkozy wax na ko ay yoon ñoom Bill Gates wax nañ ko ay yoon population mondiale di menace la actuellement ci avec nit ñu bari ñii benn développement mënta am ba Macron dégg ngeen ko it saaga mu rëy woowu mu ñu saaga ngeen baal ma ci baat bi ma wax nee na Afrique jafe-jafe bi ñu am dëgg-dëgg mooy problème mu démographie benn possibilité développement mënu fee am te gérer wuñu nit ñi fiy jutu waaye nit koo xam ne da ngay am ay juróomi doom nangam loolu am xel mënu ko jàpp donc loolu bokk na ci fi mu nekk nii problème boo xam ni bëgg nañ ko yëkkati pour mën a taxawal nouvel ordre mondial boobu bi ci mujjoon nag mooy Covid 19 bi Covid 19 bi ñoom yàgg nañu amee xalaat comme ni ma ko waxee léegi nii
ci dem ci gouvernement mondial boobu. léegi est-ce que bu ñu soppi woon aw xeexin jël benn virus boo xam ni mën nañ koo sànni ci jaww ji mu tooke nit ñu bari faatu ci, loolu d'abord dana permettre lu baree bari. benn bu njëkk bi mooy dana permettre li ñu bëgg a wàññi ci nit ñi moom déjà dana am, ndax ñu bari dana faatu. bu ngeen fàttalikoo bi yëf yi soog a tàmbali moo xam secrétaire général bu Nations Unies la Guterres, ñeneen ñu bari aussi wax nañ ko, Afrique moom ñu bari danañ fa faatu ay millions ngi nit. loolu moom moo doon projection yi, waaye yàlla dogal na moom Afrique ay millions nit faatuwu ci. léegi nag loolu moom moo doon seen objectif, na nit ñu bari faatu d'abord ba pare. dana tax d'abord ñaari yëf am ci, nit ñi danañ maaseendoo tiit goo xam ne day wër adduna bi, lii rey nit ñi nii lan la, man nan lay def ba du ma bokk ci ñiy faatu. loolu psychose boobu lañ bëggoon a créer ci nit ñi à travers aussi surmédiatisation virus bi. fi mu ne da ngay dégg ca jamono yooyu l'heure est grave, je vous parle solennellement, cette situation est inédite, maanaam ay baat yoo mës ta dégg ngay dégg. situation bu inédite mooy lu mësul am, loolu am na ci discours 23 bu Macky Sall bi. lii lu inédit lu mësul am ci àddunaa ngi nii, noon bi kat deesu ko gis xameesul te daa ay day faagagalaate. donc loolu nit ñi dañuy tiit. alors peur boobu la ñu bëggoon susciter ko ci nit ñi d'abord ba pare. beneen bi ci des nag moom yàlla teggi na amul, mooy nit ñi deewandoo lu baree bari. léegi loolu su amoon nit ñi dee lu bari ba noppi nit ñi tiit, daf leen di permettre ñaareel bi ñu mën caa tege, mooy ñu ne ah gis ngeen nit ñi ni ñuy deewee comme ay lëppaa lëpp de ak i weñ. léegi xam nga lu fi sësa kenn mënu cee mucc ndara da ngaa ñàkku, kenn du mucc te ñàkkuwoo. te principe bu vaccination da ngeen ciy def ay gëstu. vaccination principe bi lii rek la, maanaam jëmmi doomu jàngoro ji nga xam ne gis nga sama masque bi ma yoroon léegi da ngay takk masque bu joxe loxo da ngay raxasu, nit ñi raxasoo na raxasu ba seen der yi loxo yi sax daanaka mi ngi dem. da ngay sotteeku ay gel boobu noonu fi mu nekk nii c'est très dangereux ci doomu aadama te duñ ko wax nit ñi, c'est très dangereux. ku koy utiliser lu bari c'est très dangereux, mais pourtant waxuñu ko nii. masque yi ñuy teg si lu ko gën a garaaw amul, parce que boo noyyee oxygène ngay noyyi, mais sooy génnewaat ngelaw li gaz carbonique ngay génne, mais soo takkee sa kii bi gaz carbonique moom ngay noyyiwaat. léegi yow yaa ngi indil say xëtër kon problème yoo xam ne si tuuti da nga ko gis, doo ko gis léegi nii, mais da nga koy gis parce que yaa ngi nokkiwaat gaz carbonique. du dëgg. te principe bu vaccin bi lan la mooy doomi jàngoro bi la ñuy jël nag ni la lan doon wax ni la bu ko laal dawal bala laalaal kaay ñu duut la ko nag faf. loolu mooy vaccination bi maanaam doomu jàngoro bi la ñuy jël piqûre la ko, mais seulement dañ koy woyafal ba nga xam ni dana woyaf, wala ñu rey ko. am na ci cas yoo xam ne mën nañ koo rey. léegi suñ ko dugalee sa biir yaram léegi nag automatiquement sa système immunitaire daal di jóg daal di xool ko kii lu mu ëndaale ay ngànnaayam nangam ba xam li mu indi ci faagaagal, su ko defee mu defar ay anticorps ay soldats yoo xam ne danañ xeex ak moom. loolu mooy principe vaccination bi. waa léegi pourquoi bàyyiwuñu léegi immunité collective bi mu dox kon nga xam ne nit ñi buñ toogee danañ ko wàllante puisque dañ loo bëgg a wàllante rek, te wàllanteeg jaww ji dafa gën, ndax dafa am yeneen yoo soxla yoo xam ne ci nit ñi bu ñuy côtoyante ci nga koy mën a amee, nga xam ni yaa may protéger ma protéger la. pourtant loolu scientifiquement loolu dañ koy occulter, nit ñi sax duñ ci wax, waaye dañoo insister ci vaccin yi pourquoi ñu insister ci. léegi yéen rôle la ci ngeen gëstu ba xam lan ngeen yaakaar ni moo tax gars yi insister ci vaccin yi, parce que vaccin yi dañ leen mën a permettre ñu def alal ci seen jiba, dañ ci gañ a xaalis, ndax fi mu ne ñun ñii ñooy marchandise bi. dañuy wax ne quand c'est gratuit c'est toi le produit. tubaab ku ko xam amul lu muy may, fu mu ne la c'est gratuit rek c'est parce que yow sa bopp yaay fay, sa jëmm rek mooy fay. ah léegi ñu ni léegi dañuy vacciner, mais vaccination boobu loolu ñoom danañ ci gagner xaalis ndax ñoo investir seen xaalis def ci ay milliards, def ay recherche procédure, suivre benn protocole boo xam ni la ca topp lépp dañ koy def d'abord ay essais cliniques, jóge ci essais cliniques yi fi mu nekk nii ay tests. suñ jógee ci loolu nag soog a mën a xam yi nga xam ne gis nañ ni réagir na normalement
yaakaar nañ ci lu baax ak risques yi ci nekk aussi ay effets secondaires su ko defee ñu tàmbali di ko piquer nit ñi donc loolu moo doon deuxième phase bi. léegi nag loolu suñ ko defee bari aana ay boroomi xam-xam yu bari yoo xam ne wane nañ ni ay danger yu rëy nekk na ci yu rëy rëy yooyu tamit bokk na ci ay étudiants fu ñu ne yooyu ngeen dem gëstu ko liñ ci mën a wax fi nekk ni du jeex loolu conférence boppam la waaye li ci nekk ci danger kenn xamul nu mu toll fi mu nekk nii rawatina bi nga xamante ni dafa am ay problèmes yoo xam ni daf cee nekk boo xam ne danaa ko survoler rapidement muy kenn koo xam ne daanaka moom fi mu ne mooy président du monde muy Bill Gates gis ngeen Bill Gates organisation mondiale de la santé bi may wax ni deuxième guerre mondiale bi mu jeexee ci lañ ko créé Bill Gates moomu lii tax OMS di dox Bill Gates moo ci ëppale alal bi muy joxe ku la abali gët foo ko neex nga xool maanaam participation fi mu ne budget bi passé nii 2018 2019 bu OMS États-Unis moo ci ëppoon li mu joxe fondation Bill et Melinda Gates moo ci topp troisième financeur bi Angleterre la quatrième bi Gavi mooy Global Alliance for Vaccines and Immunization te Gavi Bill Gates moo ko taxawal aussi moo nekkat ci ginnaaw moom mooy waxtaan woowu Macky Sall doon participer bërki démb rek ci wax ni vaccin yi ñoo ngi kii wëg jàppale nañu Sénégal ba taux de mortalité infanto-juvénile maanaam xale yu ndaw yi daan faatu Sénégal ñaar fukk ak benn ci 2000 tey mi ngi ci 56 te Gavi ci seen intervention ci Sénégal ñooñu ko kii kon ñoo ngi ñàkk à travers 13 vaccins muy PV bi ñàkk yi moom mi ngi fi seulement dañ ko dul leeral nit ñi mais ñoo ngi ñàkk nit ñi Sénégal dafa am benn problème boo xam ni il faudrait que yéen ñii ñun xëy na metti na ci ñun mais yéen jeunesse bi di jóg loolu bu leen ko nangu Sénégal mooy réew moo xam ni fi mu ne boo demoon hôpital bu ñu lay def dara sax kenn du la informer ci li ñu lay def loolu kenn amu ci droit kenn amu ci droit maanaam médecin bi lu mu lay def war na laa wax nangam ak nangam lii la lii ba nga xam nga d'accord wala nga ñàkk a d'accord mais kenn amul droit ñëw rek piqûre la mbaa jël garab jox la ni amu ci droit waaye fii moom gis ngeen barki dem sax le 13 mars États-Unis bi ñuy lancé ñoom seen essais yi ci Covid 19 bi mais conférence de presse lañ def danañ essayer dañoo soxla ay volontaires ñoo xam ne dara jotu leen ñu ñëw ñu essayer ko ci ñoom pourtant Sénégal gii am na ay sources yu bari yu leeral ni yëf yi tàmbali nañ ko fi te kenn déggul kenn ku ci wax nga xam ni selon OMS bu ngeen demee ci site officiel bu OMS nee na 400 hôpitaux ci àdduna bi ñoo ngi tàmbali di fa def essais yi fi mu nekk nii moom la ñuy wax essai solidarité en anglais quoi essai solidarité boobu OMS moo ko lancé ci juróomi fànni mbir yoo xam ne dañ koy seet ci nit ñi pour saafara Covid 19 bi te 400 hôpitaux yooyu fi mu nekk nii 35 pays Sénégal bokk na ci te kenn déggul suñu kilifa yi wax ci waaye bis bu ne 10 heures bu jotee ñu ne ñu cas communautaire Touba cas communautaire Nangam cas inventé fii cas ay cas yoo xam ne cas communautaire Sénégal képp a koy wax. comme ñoom ñu ñuy informé ci cas yooyu nañ ñu informé aussi ni bu fekkee am na ay hôpitaux yu ñu koy def Sénégal yéen hôpitaux la est-ce que ñañ koy testé ci ñoom ñoo ngi koy xam ñoo ngi leen koy wax man dégguma ko ci communiqué ci Sénégal gi mais loolu yéen bu leen ko nangu c'est-à-dire kenn na ci amul droit kenn amul droit dem ci sa yaram te d'accord ci kenn amul ci sañ-sañ kon loolu lu mat a xam la te mat a bàyyi xel pour yëf yi di soppeeku mentalité yi aussi di changer. mais da ngay gis nit ku jógee fa leen rek ba ci bu doon ab takk der la sax bu xisee ñëw jub si ni rek waa ji nga tàmbalee patiner amul benn sañ-sañ ci yow parce que dafa am lu ko tënk moom ci boppam muy loi te loi boobu yow lañ ko taxawal moom sa surga la boo xam ne daf lay liggéeyal mais boo xamul say droit fi mu nekk nii mën nañ laa patamee te loolu daa war a soppiku rawatina ñun ñii waa Touba ay kaw-kaw lañ ñu jàppee yoo xam ne jànguñu xamuñu la xew kon nit ki mën nga ko xulleeku rek su ko defee def ci moom lu la neex yëf yi demewul noonu loolu kenn amul sañ-sañ ci loolu amul ci droit du kenn parce que loi boo xam ni booy xool digression bu ndaw booy xool la hiérarchie des normes juridiques ñoom ci seen tëralin wii rek nga xam ni man d'accorduma ci sax mais constitution moo nekk ci kaw bu fekkee ci Sénégal la bu fekkee génn nga Sénégal nag traité internationaux yi mooy nekk ci kaw mooy tim constitution la
boo nekkee Sénégal nag constitution bi mooy nekk ci kaw traité internationaux yi topp ci loi soog a ñëw loi boobu mais moo tiim président tiim gouvernement bi tiim ñëpp te loi bi pour askan wi lañ ko taxawal nga xam ni décret mënu koo soppi bi président di jël arrêté bu ministre wala gouverneur wax moom waxaale wu ma ko ak préfet moom dama leen a jëlale kon askan wi aussi il faudrait que ñu xam seen àq ak seen yelleef ci fànn yooyu ba xam ni kenn sañu laa forcer ci dara kenn sañu ko maanaam seen yoon yi sax loolu may ko kenn donc loolu moom mooy digression boo xam ni dama ko doon def pour préciser ko ci yéen war ngeen cee def ay liggéey yu am solo kon mel na ni essai solidarité boobu bu OMS moom mi ngi dox ci 400 hôpitaux ci àdduna bi ci 35 pays te ñun déggagun kun ci informé dara mais OMS kan moo ci nekk ci ginnaaw Bill Gates ah ñu ni waaw mais Bill Gates mii moom mooy kan Bill Gates aussi c'est vrai que moo taxawal fondation Bill et Melinda Gates mais Bill Gates moo nekk ci ginnaaw Gavi aussi mooy kuréel gi nga xam ne 2000 lañ ko créé moom mooy toppatoo mbirum vaccination ci àdduna bi kenn nit koo xam ne privé la dafay ay entreprise am di jaar ci ay trust ay fonds d'investissement nga xam ne dafay jaar ci benn bànqaas joxe fa xaalisam ñooñu seet fu ñu ko investiral léegi bénéficier yi génn nag ci lay génne waat di kii mais du caa génne xaalisam la jël directement di ko def ci yi muy def nii loolu waral tey daanaka mu doon ki ëppale alal ci àdduna bi kon koo xam ne da ngaa ko privé nga sa mbiri bopp nga yor nan nga mën a nekk ci ginnaaw organisme boo xam si àdduna réew yëpp ko seq loolu war na jaaxal ñëpp te moom Bill Gates moom aussi moo nekk ci ginnaaw Gavi mais moom Bill Gates moom aussi moo nekk ci ginnaaw benn concept bu ñuy wax IDE 2020 muy benn kuréel boo xam ni ñoom nee nañ nit ñi nii ñuy dundee daal ginnaaw tey sëñ Lamine man xam naa ko su ma ko gisee physiquement danaa xam ni kii mooy sëñ Lamine Touré waaye nag sur le plan numérique moom war naa mën a firndeel ni moom mooy sëñ Lamine Touré xam nga loolu xaw ma ndax li ma wax leer na am déet maanaam ci jëmmam moom sur le plan physique nit ki kii mooy diw sàngam waaye sur le plan nag numérique aussi nit ki dafa war a firndeel ni moom mooy moom léegi loolu la ID 2020 def nga xam ni dañuy identifier ñépp sur le plan numérique li koy maye mooy dañuy def ay puçage te loolu Microsoft ak Bill Gates aussi moo nekk ci ginnaaw léegi Bill Gates nekk ci ginnaaw puce yi Bill Gates nekk ci ginnaaw OMS Bill Gates aussi société yii de nekk ci ginnaaw Gavi nekk ci ginnaaw OMS te société yi defar aussi vaccin yi yu ci ëpp aussi am na ca ay pourcentage waaw ngóor si jot naa wóoroo moo tax xelu nit ñi tey parce que moom fu nekk loxoom ma nga fa d'ailleurs am na benn audience bu mu seqoon ak président Macky Sall fële ca Canada 2015 bi mu génnee mi ngi wax ni moom Bill Gates aussi moo nekk ci ginnaaw Fonds mondial aussi le Fonds mondial moom loxoom a ngi ci daanaka partout Fonds mondial boobu mu doon wax ni dañ koy yokk pour xeex ay siburo xeet yu ni demee yenn feebar yi waaye ñoom Sénégal indirectement lu bokkul ak loolu ñoo ngi intervenir Sénégal ci ñetti fànn benn bi mooy wàllu assainissement beneen bi ci topp mooy circuit bi garab yiy jaar les médicaments garab yi muy jaar aussi loolu mu ngi ciy def alalam fi mu nekk nii pour mën a xam fan ak fan la ak di ko contrôler garab yi ni naan ñun yi ñuy bindal ak yi ñuy def Bill Gates loxoom a ngi ci waaye ñetteelu fànn bi aussi mooy nit ñi maanaam njurug xale yi aussi loxoom mi ngi investir xaalis pour dem ci kon gis ngeen kooku ni ndekete loxoom aussi mi ngi ci Sénégal donc loolu en somme ci tënk moom mooy nouvel ordre mondial bi ak fi ñu jëmee nga xam ne danañ dem ba nit ñi d'abord buñ ci fàggagalee bari à travers Covid bi loolu nag yàlla dogalu ko beneen bi des mooy danañ imposer vaccin yi bu ngeen seetloo kaddu yi ngeen di ëpp li ngeen di dégg fi mu nekk nii mooy lan tant que kenn nit mi ngi nekk ci kaw suuf am doomu jàngoro bi adduna sépp a menacé wu rien que pour layel vaccination bi rek léegi changé nañ de discours léegi ñëw nañ fii tant que kenn nit a koy am rek ci adduna bi adduna sépp a nekk en danger
kon il faut impérativement vaccin yi loolu moo doon deuxième étape bi waaye it nit ñi bu ñu accepté vaccination bi puçage bi nag waxaale wu ma ko ndax mënuñu ñoo pucer te vacciné wuñ la il faut ñu vacciner pour mën la pucer donc loolu moom mooy li concerné Covid bi waaye liñ ci wax amu ci danaa ci joxe benn tegtal rek pour ñu xam ko Sénégal gi sax boo xoolee xam ni li ñu waxoon ci jàngoro ji ak li ñuy gis bokkul yëf yi am soj kese la sañoon na maa yem sax ci docteur Bousso li mu wax ndax opération infectieuse yi su ma juumul moom moo ko jiite ci directeur la ci ministère de la santé invité nañ ko débat mu ni affaire bi grippe la Sénégal nag xaw ma kan waaye grippe moom wax dëgg yàlla at mu ne ñu ko xam nañ ko warta tax fi mu nekk nii nag ñu téye nit ñi ba daanaka yeneen yoo xam ne bu ñëwee moom mën nañoo faagaagal di dal suñu kaw waaye dafa am benn étude boo xam ne italiens yi ñoo ko def le 13 mars 2020 ñoom bi ñu saytoo ci jëmi jàngoro ji ñu ni Italie jamono yooyu Italie moo ëppoon lu muy faatule ñoom ñu ni nañu gëstu lii bi ñu xoolee jël 1016 cas ñoo xam ne dañoo faatu ci coronavirus bi ñu def ci ay test post mortem maanaam nit ku faatu ba noppi ñu soog a jàngat lan moo ko rey bi ñu ko xoolee 1016 cas laa wax ñuy tàmbali di xool di tester di xool di diagnostiquer ba àgg ci 268 personnes ñu faatu ñoom ñëpp ñu gis ni 3 personnes rek a ci dee ci corona te ñi ñëpp dañ leen a déclaré woon dañoo dee ci corona ci lañ arrêté étude bi def benn publication wane ni dëgg-dëgg sur 268 cas yu ñu testeel suñu bopp 3 rek ñoo ci dee ci corona ñi des ñëpp dañoo amoon ay facteur de comorbidité maanaam amoon nañ yeneen jàngoro yoo xam dañoo nekkoon ci phase boo xam ni daanaka dañ doon faatu ji te boo xoolee aussi courbe muy Europe googu muy feneen waxtu wu ci nekk la grippe saisonnière lam fay rey da nga gis ni courbe bi du changé courbe bi changé wul donc kon lu fi jaral tiital nit ñi amul mais tiit gi lañ bëggoon ngir ñaar yi ma ci wax su ko defee vaccination yi topp ci bu njëkk bi moom yàlla dimbali nañ ci xëy na am nañu tiit waaye nag déggiñ ci yaakaaroon moom dégg moom demeewul noonu Sénégal gi it kazalika premier cas bi ñu waxoon dafa faatu fii Touba mooy soxna si dëkk fii nii Daaru Xuddoos man dama woo njabootam waxtaan ak ñoom ñu ne ma moom dafa damoon yaakaar naa après daanuwaat ci tànk bi dam ba ñu opéré ko mujj na def na daanaka dama teewlutul en tout cas ëpp na at moom bu dul ñaari at it ëpp na at moom yoo xam ni dematul fenn dafa toog alors nee nañ alxames bi mu feebaree ñu yóbbu ko l'hôpital ñu defal ko perfusion bindal koy garab bàyyi ko mu dem ajjuma gaawu mu xëy yendoo nelaw ba ci guddi gi mu fanaanee nelaw bi mu xëyee ñu ni nañ ko delloo l'hôpital ñu delloo ko l'hôpital bi ñu ñëwee fekk nañ ñuy raxas hôpital bi nee na ñu daal koy tëral ci benn civière nee na bi ñu raxasee ba noppi daal di koy jël dugal ci biir te doom ji ci boppam moom nee na ma maay jàpp sama yaay maay yëkkati te it ni ma baaxoo solo laa solo ñu yóbbal dugal ci biir ñu tëral ko médecin bi laaj ko looy metti mu ni moom daal yaram bi mooy metti ñu dem daal di koy defal prélèvement mooy seen test yooyu te test yi nga xam ni bari na ñu firndeel lool ne test yi ci boppam ci la doomu jàngoro bi ne moom kun ni ko dabb da nga ko am buñ ko yóbboo dana gis dana positif ñu defal ko test daal di dellusiwaat ni ko daa corona mun leen léegi luy pexe ñun leen yéen dem leen ñibbi dañ ko yóbbu ci centre ba fële nee na ñuy ndogu timis tuuti ñu woo leen ni leen faatu na léegi ku ne daa corona faatu na te doom ji nee na biñ nee dafa corona nee na maa yàkkatiwaat sama yaay laa la wax nii aw ma benn protection bu dugal ko ci ambulance bi ñu jàppale ma ko te solu ñu benn kii timis feesu ñu leen faatu na luy pexe ñu leen suba nañ joxante rendez-vous fa hôpital bi nu mu tudd janatu kii bii janatu bu kii nee na ñu ña war a ñëw ñun leen nañ jiitu ji ñu jiitu ñu andi leen ko daal di indi certificat boo xam ne daal kenn xamul daanaka lañ ci bind certificat médical bi ngi sama téléphone bi ma yor léegi finalement mujj na leen bàyyi ñu taxawoo ko kon nañuy taxawoo ñëpp nga xam ne mbooloo mépp a nga fa léegi nee na dimanche boobu altine ji ñu ko denc ñoom dañ leen a bàyyi ñu dellu seen kër ci koo xam ne yaa ngi woon ak contact ak koo xam ne nee nañ ci la faatoo talaata ji ñu soog a ñëw defal leen prélèvement àllarba
te résultat yi fii lay génne Touba gii parce que am na benn unité mobile bu fi nekk Touba bu fi Pasteur indi nga xam ne bu ñu ko dugalee ñaari waxtu képp mu génn ñu prélever leen talaata àllarba ba alxames gi ñu ci jokkoo résultat yi ñoom joxuñu leen ko te it kenn confiné wu leen ñoo ngi dem ak a ñëw ndax man ki ma permettre ñu def ko benn live ci Facebook sax daa jóge këram Touba ma woo ko mu ñëw ñu toog ñu def live ñoom ñëpp ñu intervenir kenn quarantaine wu leen ci koo xam ne nañ la am nga corona loolu am xel mën na ko jàpp nga xam ne bu njëkk bu ne kooroo rek ñu gaaw leen bu kenn génnati nan leen isolé kun ni dafa corona nit ñi ko doon yëkkatee ka di ko wommee ka di ko sang non seulement yéex nañ leen a defal prélèvement ensuite waxuñu leen tooy na wala wow na waaye dañoo bàyyi kër ga sax ku mu neex dugg ñoom it fu leen neex dem man leen kon de deux choses l'une ou bien corona bii daa amul man nag xam naa ni am na waaye dama ni soit dafa amul wa illaa dañoo bëgg doomu jàngoro bi xanaa tasaaroo Tuubaa yépp kon ah loolu ay jafe-jafe la kon jafe-jafe la su ko defee loolu moom mooy kii bi ma mujj nag ñetti révolution yi mu doon junj xam naa dama koy junj rek ndax du xaj ci waxtu bi sax daa mel ni xaabaabal naa ñetti révolution yooyu benn bu njëkk bi muy la révolution intellectuelle et philosophique ci siècle des Lumières muy 18e siècle fukkeelu xarnu ak juróom-ñett li ñu njëkk a def mooy xeex ba nit ñi seen xalaat ak gisin ak li ñuy tuddee xam-xam sax ñu soppi ko ba nga xam ni nit ñi dañuy changer sax dañuy soppar ñi ni ñuy xalaat ak ni ñuy gisee ak ni ñuy natte ci loolu ci la république dikke ci la démocratie dikke ci la liberté dikke ci la laïcité dikke nga xam ni nit ñi soppi nañu xalaat yi ak xalaatin ñu daal di jël diine it confiné ko ci sphère bu privé donc loolu la njëkk a réussir ci révolution boobu nga xam ne ñoom négligé wuñ benn élément deuxième révolution bi mooy la révolution industrielle et sociétale bi nga xamante ni tàmbali nañu fent ay machine li njëkk a def mooy nañ soppar ni dund gi ak dundin wi kon nga xam ni nit ñi léegi machines yi daf leen di wuutu ci barab bi liggéeykaay yu bari muy benn waaye ñaareel bi it nit ñi ni ñu daan dundee dañuy soppiku ci concept boobu nag ci lañ ni kon na jigéen ak góor ñëpp ñoo yem puisque dikkoon na ci première révolution bi ay égalité xeet yu demee noonu ay parité yu kenn xamul su ko defee nag na ñëpp génn léegi lii góor mooy jigéen lii jigéen mooy góor droit de l'homme mooy li taxaw kon góor génn jigéen génn gis nga famille tàmbalee màbb doom ju juddooti fi mu nekk nii nekkoo ci loxoy kenn su ko defee am na ay principe yu ko jiitu woon léegi nit ñi tàmbalee fi mu ne dundee ci noonu loolu moo dem ba indil ñu actuellement ay jafe-jafe yoo xam si xamoo fu mu jëm xam nga bu ñu demee ba l'islam ñu dem ba ay ñoo xam ne nee nañ ay jullit lañu boo duggandoo ci néegu yàlla bi yéen a ciy ànd bu ngeen génnee ñu génn téere bi ngay jàng bi ngay jàng ñoom it moom la ñuy jàng su ngeen toogee di waxit loo wax ñu dellu ci yàlla ba noppi ni la jafe-jafe yi am ci àdduna alxuraan ko indi muy les musulmans démocratiques nga xam ni gis nga ni ñu subtilé loolu bu ab catholique doon wax day am problème waaye ay jullit ci biir l'islam bi ñooy taxaw daan ni jafe-jafe yi am ci àdduna fitna ji alxuraan ko indi il faut ñu dëppale alxuraan ak droit de l'homme fàttaliku leen lu ma waxoon sànq ci waxtaan wi il faut ñu dëppale droit de l'homme ak alxuraan peese ko ba ñu tolloo lu ëpp ci alxuraan ñu dagg sànni bi ñu laajee kenn ci ñoom ku doon wax loolu mu ni bokk na ci li ñuy dagg mooy fu alxuraan tudde ab yahud wala ab nasaraan wala ab yéefar wala góor gu jiitu ci kanamu jigéen wala gum yàlla jiital ci kanamu jigéen mu ni yooyu fondement yooyu yëpp dañ ko war a dindi ci alxuraan ak yàlla ju ñuy waxit ni ay lixlaas xul huwallaahu ahadun yooyu aussi dafa war dañ ba nga xam ni alxuraan léegi dañ koy peese ba seet rek loi yi nga xam ay loi ay kii ay yoo xam si dafay jëm ci wàllu ay muamalaat yenn yi doo ay loi sociale yooyu la ñuy conserver te loolu ay jullit da koy proposé fi mu nekk nii te ñoo ngi ciy sori nit ñi dañ dul bàyyi xel lu bari ndax seenu xeex ñoom defuñu ko tey mu sotti yàkkamti wuñ fi ak téeméeri at mbaa mën na ko ëpp sax beneen bi des nga dem a ne ba lu kenn imaginé wu loon fi mu nekk nii nga koy seetlu li ñuy wax ay mosquée mixte loolu lépp dafa bokk ci deuxième révolution bi may wax nii mooy soppi dundin wi ci boppam
te paradigme yooyu dem naa dem ba ci biir diine ji sax infecté na leen. mooy lan mosquée mixte mooy jàkka joo xam ni sàppe si góor ak jigéen dañ koy bokk taxaw góor taxaw jigéen taxaw jigéen jiitu góor nekk ci ginnaawam loolu fi mu ne mi ngi tàmbalee yaatu ci àdduna bi. ak lan jàkka joo xam ni imam bi jiite day taxaw leer leen ni góor jigéen la mu wax ko wax ju leer nañ ba noppi it du yam ci loolu taxaw di ko défendre. mën naa ci lim ku mel ni Mohamed Ludovic Zayed imam la ca France yor fa jàkkaam yor ay taalibeem léegi ak ñu bari ñu ci adhéré ay imam yu bari sax ci àdduna adhéré ci di wane ni ñoom ay góor jigéen lañu di wane it ni bind na ci sax ab téere le Coran et la chair xam naa ku ko ci mën a yër nga xool ko mais mi ngi ciy défendre ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon dund ba tey mayee na góor a góor ñu sëy moo nekkoon bi mu nekkee Sevran moo doon imam ratib ba mais actuellement mi ngi Paris fa la dëkk te mbooloo mu yaatoo te gis nga yàq gi kon dundin wi niñ tàmbali di changer paradigme bi nga xam ne lii du koo xam ne xamoo ko ku yaroo ci biir diinay l'islam mooy taxaw di défendre loolu ba noppi mbooloo yu bari di ci kii parce que il faut ñu lëkkale alxuraan ak droit de l'homme donc kon loolu ci ñaareelu révolution bi la ñu bàyyi ko ñetteelu révolution bi nag mooy la révolution informationnelle et communicationnelle boobu nag ñaar yu njëkk yi li ñuy raglu bu mujj bi moo ko gën a raglu ndax mën naa cee joxe ñaari tegtal rek ndax moom tamit yooyu yëpp dafa laaj ay waxtaani boppam la xam naa xëy na bu lii jàllee it dañuy gën a jokkoo ak sëñ Mourtala maanaam am calendrier boo xam ne mën nay fixe peut-être xëy na chaque mois wala yu ni demee nga xam ni au moins mën nañu am jotaay par 1 heure de temps waxtaan ci dara yu demee noonu dana am solo léegi la révolution informationnelle et communicationnelle boobu dafa am ñaari yëf yoo xam ne su ma ko joxee rek nit ñi dañu xam à peu près une idée ci loolu ni mu grawee di ñu influencer te yëguñu ni mu ñuy influencer biñ tàmbalee di bind ak léegi natt ko ci moyen 5500 ba ci l'an 2000 li ñu fi produire ci information yëpp boroom xam-xam yi natt nañ ko ci 5 gigabytes d'information 5 gigabytes ci 7500 ans moyen 5500 ba ci l'an 2000 mais quantité d'information boobu nga xam ne moom lañ produire ci 7500 ans maanaam 2003 ba 2010 chaque 2 jours ñaari fan yu nekk ñu produire la même quantité d'information 5 gigabytes d'information chaque 2 jours à partir de 2013 chaque 10 minutes ñu produire 5 gigabytes d'information chaque 10 minutes loolu moo lay wax kon flux d'information bi ni muy demee te information yooyu moom mooy agir ci sunu subconscient te nit ñi duñ ko xam nga xam ne nit ñi dañuy jékki-jékki gis ñu woyof ci dara wala jékki-jékki tayel ci dara wala jékki-jékki yu bari yoo xam ne duñu xam lu ko waral fekk na yooyu bokk na ci li koy expliquer ak lekk lu lewut ak xeet yu demee noonu donc loolu benn élément la ci deuxième élément bi mooy par rapport ak intelligence artificielle li ñuy wax big data ak la technologie télé actuellement dem ba gis ni nit fi mu ne ñoo ngi jëm ci jamono joo xam ne soxlaatul nit ñi parce que lépp looy def mën nañoo taxawal am intelligence boo xam ne nekkatul intelligence physique bàyyi ko ci ak yuur mais une intelligence artificielle la dañuy créer benn genre robot lay doon nit ki moom du sonn d'abord boobu nit boobu xaw ma nit laa koy tuddee xaw ma lu ma koy tuddee sax nga xam ni li nga doon liggéey mën naa liggéey lu ko raw te soxlawul lekk soxlawul naan soxlawul di buuxanteeg yow naan la pétrole bii maa ak yow ko bokk de kon da nga may jox sama cër soxlawul naan la fruit beeg nangam tool beeg nangam donc kon perspective wu nit ñi ñu wàññi leen ba nu wàññee ko trop te bàyyi intelligence artificielle boobu doxal li ci des fi mu nekk nii ci perspective lañ toll loolu muy benn élément deuxième élément bi léegi pour ñu mën ci accéder aussi ak leen koy faciliter mooy dañuy exploiter lu ñuy wax big data muy les grandes données yooyu mooy ñun ñi ñëpp fi mu nekk nii à travers suñu téléphone yi rek daanaka ku ci nekk xam nañ lan mooy say bëgg-bëgg à travers réseaux sociaux yi rek ay Facebook yooyu ndax da nga gis danañ la xool yan xeetu publication ngay def yan publication ngay aimé yan nga dul aimé buñ ko publier yan ngay def damay jooy écomotin da ngay mel ni ko jooy ku triste ku ci mer yooyu yëpp natt nañ ko ba gis ko ba léeg-léeg nga gis sax ñu suggérer la dara ni la est-ce que doo xool lii
parce que xam nañ yow sa émotion ak li ngay bëgg ak li ngay bañ lan la fi mu nekk nii. donc loolu la ñuy exploité ba nga xam ne kenn ku ci nekk danañ àgg ci yow fi mu nekk nii te doo ko yëg sax fi mu nekk nii. troisième élément bi nag muy la technologie télé à travers fi mu nekk nii mën nañu jël pon nii sëñ Lamine nekk Seattle ma yëkkati numéro am composé woo ko su ma tegee nii bu fekkee ci écouteur laay waxee wala sax mën naa bañ a waxee ci écouteur yéen ñi nekk ci salle bi am na ci ñoo xam ne mën nañoo bañ a dégg li may wax te moom ma nga ca Seattle di dégg li may wax waaye moom li muy wax moom yéen du ngeen ko dégg léegi te wax ji man gis naa ni téléphone bi gisuma genn buum gu ci soqi ko amul genn fil gu ci nekk nii bu ci ak buum nekkoon ni sax nga ni wax ji est-ce que jaarul ci buum gi dem yoonam technologie boobu ñuy utiliser nag moom mooy li leen yi parachever fi mu nekk nii li ñu bëgg fi mu nekk nii nga xam ni du problème téléphone yi rek télévision da ngay gis luy xew Italie à la minute ñu la koy wan en direct te nekkoo fa par exemple la télémédecine nga gis ni da ngay gis tey nit ku feebar ñu teg ko hôpital La Dantec war ko opérer ka koy opérer nekk Chine di ko opérer ci jaww ji lay jaar opérer ko nga xam ni xam-xam àgg na foofu actuellement alors kon loolu mën nañoo tëjee foofu du ma ci guddal pour wan leen yéen défi yi leen di xaar ni mu grawee ak ni mu kawee il faut ngeen yëkkati seen yitte te yëkkati aussi seen gis-gis maanaam loolu rek moo ñu ci mën a génne actuellement waaye ni ñu doon dunde moom mënatul ko ne di wéy nga xam ne bu ñu la waxee rek nga ne ak sa wéy yemale yëf yi loolu dafa gàtt maanaam dañoo nekk ci défi boo xam ni xam-xam kese moo ñu ci mën a génne ak dëgg la naam nu ko sëñ Touba waxee ragal yàlla gu mat sëkk ndax moom moo ñuy dimbali waaye xam-xam moom il faudrait que ñu ngànnaayoo ko Cheikh Anta daan na wax loolu lu am solo xam-xam fu mu tolloo rek ak dëgg daal di feeñ waaye su fekkee xam-xam tolluwul rek da ngay gis nit ki sooy wax ak moom ni mu lay xoolee rek ci ngay xam ne moom déjà suivre tul sax comprendre tul kooku pour nga nax ko yomb na parce que da ngay wax lu mu xamul rek c'est tout waaye la muy wax soo ko xamee dootu la mën a impressionné te lu mën a xew yéen am ngeen loo xam ne ñoom mënuñu ko am mukk muy lu ngeen jëlee fii ci daara ji nampe ko fi muy ak mbaax muy loo xam ni mënee su koo yaxal ci ab téere ba loolu lépp ñu leeral ko ba tax na kon il faudrait que ñu boole ci xam-xam jéem a saytu xam-xam jéem a sàkku xam-xam itam ngànnaayoo xam-xam xam ni défi bi moom foofu la gis nga loolu suñ ko amee yii ma fi wax yëpp du dara ndax suñu ngànnaayoo ñett yi seen projet bii xaw ma kañ lay yeggi waaye du gaaw a àgg mooy suñu ngànnaayoo ci ngëm gu wér lu jafe la nag ñoo ngi may wax ni ma sëñ bi neewoon na ca jamonoy Ceyeen des na juróom fukki at xaalis dana fi jëlee liimaan tubaab bi jële fi lislaam jigéen jële fi lixsaan xaw ma moo ko wax xaw ma waxuma ko waaye dëgg la moom fi mu ne nii maanaam ku mu neex jëlal nga def benn sondage bu naw génn ni rek woo sa benn waay ne ko sëñ bi daal man damaa bëggoon daal lu baax loo xam ne damaa bëggoon ñu ñëw fii bale ko wala ñu gas fii wala gis naa fi lool bu ñu ko defoon maanaam action la boo xam d'utilité publique nit ñi dañ ci gis seen bopp te lu baax la léegi boo moytul mu wax la aw lay ni la nangam damaa kii wala sama bëñ nii sama bopp nii sama tànk nii sama nangam waaye woowaat ko une semaine rek ne ko man daal dañoo fee dikke benn xibaar boo xam ne léegi mbir moo xam ne kaay ñu ànd Ndakaaru léegi waa ju ñuy war a gisee léegi fii ak suba ku ci nekk man ak yow dana def ci poosam 100 millions lu mu doon def dana ko bàyyi xaalis bàjjo bi xaw ma sëñ Tuubaa ko xaw ma waaye moom de gis nañ ko moom lool xaalis moom fa mu toll tel inverse bi moo war a am parce que xaalis ay nit da nga koy defar fi mu ne ay nit ñu dul julli sax boo moytul signature bi ciy nekk tax mu valable ñoo koy signé kon loolu waruñoo moom dañ koo war a doon jumtukaay boo xam nit da koy jëfandikoo rek waaye tey dañoo teg xaalis foo xam ne ba ci rapport yi sax da ngay gis ni def ciy feeñ nit ku am fañ koy teg ak fan wàccuwaay lañ koy jox duñ ko jox ka nga xam ni ma ngay dundal xam-xam di dundal xam-xam di nekk ci ak njub dafa mel ni sax loolu dañ koy découragé te it ba ci diine ji sax dañ ko ci gis fi mu nekk nii nit ñi ñu gën a fonk ak di leen yëkkati li ci ëpp ay borom alal la ñu doon moo xam ab fecc kat nga moo xam mbërum làmb nga moo xam te loolu nag message bu garaaw la ci xale yi 2000 dama waxoon ni 2006 bi mouvement Barça Barsaq ji amee dafa am benn organe bu ma ci mas a interviewé man nu ma ko gisee ma ne ko man lii wax dëgg yàlla bettu ba parce que 2000 gis nañ fi bi régime bi fi nekkoon di daanu beneen bii dikk gis nañ fi ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk suñu ay mbir muy ñi ñuy dénk suñu bopp ci àdduna ñu niy saytul ak ñi nga xam ne dañoo am yaakaar ci ñoom ci yàlla yaakaar leen ëllëg bu dee ci ñi ngi yëngu ci politique
gis nañ fi ñu mel ni dañoo futti mbubb mañ soloon solaat meneen jógee ci socialiste ànd ak libéraux yi te xam na ni bëgg réew mi taxul ñu def ko seen intérêt bopp doo nga ko tax kon xale bi gis loolu dafay gis ni wax joo ko mën a wax it jëf ji nga jëf moom daa mëdd wax ji dafay gis ne wuti xaalis daal mooy am solo ndax xaalis tax na yow la ñu yaakaar te def nga lii te it gis nañ ñu bari ñu fa defoon ci diine it def nañ ko teg wóor nañu ni la taxoon défendre diine taxul ñu wax ko intérêt diine taxul aussi tax gisuñu lu ñu defal plaidoyer ci diine waaye nguur gi daanu rek ñu ànd ak ga ca des ni ñun duñu contre diine donc loolu aussi problème la xale bi ciy gis li muy gis mooy kon daal naay fexe ma nit bay li samay affaire moo tax ñu mujjoon àgg ci naa am xaalis mbaa rek parce que sax dund du tekki dara donc yooyu dafa am ay effet kon yu néfaste yu muy bàyyi ci société moo tax iman di daal ju wér moom mooy war di jiitu ci lu mu mën a doon leneen la ci topp it mooy jullit yi wàññandiku bàyyi sax laay wax teqalikoo gi ñu nekkee nit ñi di fonctionner ci man murit laa kii naan tijaan laa kii naan nangam du def lu dul faiblir ñu du def lu dul it sunuy noonu danañ am ci ñun yoon ndax tant que ñoo ngi mën a teqale rek danañ mën ci ñun dara gis nga bu ngeen xoolee jëmmi doomu aadama ni mu bindoo nii boo xoolee da ngay gis ay cër yu bari ci moom nit ki da nga mën a tudd ni lii nopp la tudd it beneen cër ni lii loxo la lii tànk la gis nga cër bi ni nga ko woowee bokkut ak beneen cër bi ni nga ko woowee teg benn jëmm ngay wax ba tey waaye tamit wuute gi ñu wuute ci ni nga leen tudde sax amaat na geneen wuute gu ci dolliku mooy ni leen yàlla bindee ni yàlla bindee nopp bindee ko bët muy ñaareelu wuute ci benn jëmm ba tey waaye ñetteelu wuute amaat na ci fonction bu leen yàlla assigné mooy nopp li muy def bët du ko def li bët di def tànk du ko def mais est-ce que kon jëmm ji boo ci seetloo rek buñ nekkoon en conflit bët ni daal ku dul xool du dara tànk ni ku mënta dox doo dara ndigg ni ku mënta toog doo dara mais jëmm ji moom fu mu jëm gis nga symbiose ak harmonie boobu waroon am loolu la jullit ci waroon am ndax wala tafaraqoo ji bu ñu ko fàtte waaye malheureusement ñun diviser ba tey suñu paradigme ñoo ngi nekk ci murit yi rek a fi ne sëñ bi doo nga fi ne keneen ki ni kee rek a fi nekk keneen rek nga fi nekk finalement daf ñu tardeel te day tax suñu noon am ci ñun yoon parce que teqalikoo nañu jëmm lañ doo xam ne loxo ba daa buddi ko dem fee tànk buddi ko dem fële nopp xuufu dem fële bët luqi ko dem fële kooku du am maana donc loolu mooy deuxième défi bi nga xam ne yéen am ngeen ci liggéey ñu bañ di raisonner ti ci man murit laa man nangam ñun ñëpp may déglu sëñ Abdou Lahad benn discours am démb bu mu naan man daal ab jullit laa fas yéenee doon c'est-à-dire dañu war a dem ci loolu xam ni ñun li ñuy nàmp ci sëñ Touba nàmp nañ ko ci ba noppi nañ ko nàmp te jéem koo jëmmal ci jëf te wàññi ne ko wax ji waaye sama sëriñ a fi gën donc yow saw làmmiñ wax ko keneen koo ko wax mun la ma nit sama sëriñ a fi gën te dara nga ci dul man yooyu moom du indi lu ay polémique ak yu kenn xamul donc ñetteel bi nag mooy ñu fexe ba ngànnaayoo xam-xam ndax suñu ngànnaayoo xam-xam faw danañ organiser wu faw danañ planifier suñuy activité faw it danañ organiser wu ba action yi nga xam ne war nay amit dana am te du taxaw faw xam-xam loolu moom moo ko mën ñett yi daal la yaakaar ni suñu ko defee nouvel ordre mondial oog nouveau ordre secret la mag ordre ab kawoo ci yem dara lañ dul man ci ñun lu dul lu yàlla nam waaye ceetaan mi ak teqalikoo gi ak ngëm yàlla gu woyof gi teqalikoo gu metti gi ak it ñàkk xam-xam wala woyofal lu ëpp woyofal moom moo ko indi may daaneel sama kàddu rek ci lu am solo ci jéem a saytu liy xew ni mu amee solo du ñàkk dana am ñu ko mën a confirmer fii waaye dafa am kilifa goo xam ni dañ ma ko présenté muy taalibe sëñ Cheikhouna mu sëñ Abdou Lahad mi kenn ci doomam aussi moom ko présenté sëñ Jili moom sëñ Cheikhouna ni ma kii ci kër gi la nangam ak nangam ak nangam ni ma ko jaxasoo nag sëñ Abdou Lahad nga ñuy waxtaan mu may nettali lu xoromu ni ma am bis daa bëggoon a génn xel mépp nekk ci génn léegi te mu bëgg a ñëw daal tuur la ndëm sëñ Abdou Lahad daan ni ko waa Nations Unies ñoo ma yónnee bataaxal boo xam ne dañ maa woo pour ma dem fa ne sëñ Abdou Lahad ni ko ma foo ko ni Nations Unies état lay waxal nee na man damaa yuuxu ndax jàppoon naa ni xamul lool effectivement Nations Unies du wax ak nit donc parce que structure supra étatique la donc état yi lay jëflanteel état soog laa mu ne ko ñooña di wax ak xanaa nguur lay waxal ak nguur soog a wax ak yow nee na ma ne kamaj xamatuma lu may wax mu ni ma jamono yu ma nekkee université waxtu école masaana bër nee na damay ñëw
ci Sëñ Abdou Lahad fii toog fekk moom nee na waaye waxtu wu ma xëyee maay dem Mbàkke jëndal ko journal bis bu ma xëyee journal nee na toog liiral ko ko jàngal ko faram-fàcceel ko wax ko ñu man ma ba ci le monde diplomatique dama ko daan jëndi ñëw leeral ko liñ ci wax te mënoon naa tegtaloo ni doomi Sëñ Tuuba la waaye lii xew dañ ko war a xam ñun nag dañoo néewal lu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw rawatina sama mbokki taalibe yi ma ko sañ wax ñun suñu mbir yëpp dañ ko bëgg a yemaleti fi mu nekk nii jënd pomme de terre soos ak fi mu nekk nii ciment ak fer kese te adduna du loolu kese adduna dafa am yeneen enjeu yoo xam ne mi ngi ñuy xaar aussi te ñu nekk ci adduna boo xam ne dafa am fu muy dox jëm mooy avion boobu ma waxoon sànq ni ay picc ci nekk soo lijjantiwul ba xam destination bi picc mi moom mën ngaa nekk ci biir yaakaar ni yaa ngi dem ak a ñëw fekk na am na fu ñu la jëmee te bis bu fa yeggee bu tayree da nga xam ni agsi na fa kon loolu moom moo doon kaddu yi di leen sant di leen ndokkeel wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. sëñ Babacar jërëjëf waxtaan wi moom am nañ ci lu kawe suñ njort lool xam naa sëñ Mourtala yow mi koy coordonné warul di géej lool macha allah jërëjëf xam naa moom dafa riche ba nga xam ne commentaire yi du yomb waaye damay jël rek loo xam ne sëñ Touba moom moo ko bind jëmale ko ci jullit ñëpp dafa bind fa compa daanaka du génn liñ doon waxtaane ndax ci sa njëlbeenu wax da ngaa wax ne ñaari kuréel rek a fi nekk xisbullahi ak xisbu seytaan mënta génn lu amul ñetteel sëñ Tuubaa dafa wax bind dara tuddee ko ne lii hada ilmun intawat bihi ilmul awwalina wal axirin lii ab xam-xam la boo xam ne boo ko gëstoo li ci lalu mooy xam-xam yu njëkk yaak yu mujj yëpp mi ngi ci lalu daan ne muhammadu rasulullahi raisul atqiyaay yonte bi sallallahu alayhi wasallam day moom mooy raisul atqiyaay ku ragal yàlla rek mooy sa kilif mooy kilifa ak ñi ragal yàlla ñëpp lahu bilaadun wa qura fi daaxilil bilaad nee na dafa am ay dëkk ca biir dëkk ya nee na mu am ñu fa dëkk am ay liggéey yu nekk ci biir dëkk ci biir dëkk ya yu mu bëgg ku ko liggéeyal amit dund bu mu leen fay dundale daa di wax ne dëkk ya mooy iman islam ihsan moom mooy dëkk yi ñu dëkk ca dëkk ya mooy al muminuun al muslimuun al muhsinuun liggéey ba mu fa am te bëgg ku ko liggéeyal mooy al waajibaat wal mandubaat nee na liggéey dund ba fa nekk nga xam ne mooy dundal ña fay liggéey mooy al mubaahaat al saalihaat al muslihaat loolu la jagleel jullit ñi daal di ñëwaat ci beneen xaaj daal di ne wal mustaasu minhu nga xam ne nanguwul tudd turam sax daf ne comme ci wolof nim naan ka may bañ a tudd nag ba mu ko tuddee daf ne aasana allahu minhu wa iyaakum dégg nga min xiyalihi wa iyaalihi wa kaydihi musul ko ba pare daal ne moom itam raisul ashqiyaay daal di moom itam lahu bilaadun wa qura fi daaxilil bilaadi wa lahu fiha afaal sëñ Babacar mooy xaaju na ci dëgg bi waaw loolu ci wolof mooy alkufru wal fusuq wa shirk ay étudiants yi xanaa benn waaw ak caméra bi ñi ko xamut alkufru wal fusuq wa shirk naa njëkk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam al iman islam ihsan mooy gëm yàlla ak topp yàlla ak rafetal mooy iman islam ihsan gëm gi ngay gëm yàlla ak topp gi ngay topp yàlla ci shariatul islamiya ak ñoom ñaar rafetal ga nga leen di rafet nga xam ne doo ko def te doo ci def dara ci lu dul te yàlla tax loola mooy iman islam ihsan al muminuun al muslimun al muhsinun ñooy ñi nekk ci iman ak islam ak ihsan bu dee dund bi nga xam bu dee liggéey bi mooy al waajibaatu wal mandubaat mooy yàlla daganal yàlla warlul ci nit ñi ñu war ko li nga ku nekk la war ak li nga xam ne nii yu dagan la ci yow yi ñu sopp ci yow bu dee dund bañ fay dunde mooy yi nga xam ne nii dafa dag akuk caay-caay akuk bokkaale ak yàlla nee na yooyu mooy ay dëkkam ña dëkk ca dëkk ya mooy ñay jëfandikoo ca loola maanaam ñi nga xam ne nii ñooy liggéey ba fa nekk te mu fay liggéeylu mooy al muharramaat wal makruhaat yi nga xam ne nii yàlla da ko araamal
ak yi nga xam ne da koo sib loolu dafay liggéeylu ya nga xam ne lam fay dundale ñooña nag mooy al mubahaat al fasidaat al mufsidaat ñi nga xam ne ni li nga xam ne dafa dagan waaye baaxul te du baaxal lu dagante baaxul te du baaxal nag boo ko doon wax fi mu toll xam nga lekk lu dagan la waaye fi mu toll boo lekkoon lu ëpp rek daal di ngay jël lu dagan utiliser ko ci loo xam ne ni baaxul ndax lekk gu ëpp googu day affecté sa xel affecté say cër ba dootoo mën a jaamu yàlla kon dagan na waaye boo ko ëppalee dagan kon day yàq waaw kee al mubaahaat saalihaat muslihaat waaye kii al mubaahaat al faasidaat mufsidaat waaw loolu la tekki ci wolof loolu nag dama cee jublu woon rek ni mu xaaje woon moom sëñ Babacar ne xisbulaay ak xisbu seytaane rek ma bëgg a wax ne sëñ Tuubaa andi na foo xam ne nii moom itam nii la xaaje ñaar yi jël yonente bi sallallahu alayhi wasallam teg ne wane ne moom lépp am na ko ngir mën a jubal nit ñi ci siraatal mustaqima waaye iblis mi itam lépp am na ko ngir mën a jubal nit ñi ay ña ko topp ci yoon wu bon waaw la ca tege ma bëggoon ko kii ci biir wax ji mooy bi muy wax subconscience xam nga subconscience mooy lu ñu lay jal ci sa xel te yow yëgoo bañ la koy jal ndax tey jii su ma doon xool téléphone bi dinaa xool téléphone bi waaye sama subconscience moom ma ngay gis li ci biir téléphone ba waaw kon dañuy gis ne suñ borom wax nañu ci alxuraan ne qul lil muminina yaxuddu min absarihim bu leen di maanaam na ngeen sàmm seenub gis wa qul lil muminaat yaxdutna min absarihinna jigéen ñi itam góor ak jigéen ku ci nekk na ngeen di sàmm seenub gis ndax li ngay gis du yam ci sa ay bët rek waaye day jàll ci sa xol xol boobee nag mooy subconscience kon booy xool lu baax daf lay yóbbee ci sa subconscience mën a garder lu baax a baax waaye booy xool lu bon it sa subconscience day solu ci lu bon lu bon loolu nag bul yaakaar ne dafa nekk jamono yooyu nekk na fa waaye jamono yooyu mën naa yeew waaw kon fexe ba bañ ko gis moo gën moo tax génération bi nga xam ne dañ lay tegal lu bon loo xam ne doo ko yëg xam nga Facebook boo ci nekkee mën ngaa xool lu baax waaye mën ngaa xool lu bon it ko defee ñuy tànn lu baax di ko xool ndax suñ subconscience mën a duy ba fees ci lu baax te woyof maanaam li ci nekk ci lu bon di woyof bu mu ñëwee ci itam ci li nga xam ne nii moom la ñuy wax ne dañoo bëgg a wàññi nit ñi itam alxuraan lim ñu jàngal mooy wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin nahnu narsuqukum wa iyaahum bu leen rey nit ñi waaw bu leen rey seeni doom of course waaye mooy nit rek ndax kooku ngay rey te ñàkk waral nga di ko rey man yow mi koy rey ba yaakaar yow mi ñàkk ba jàpp ne da nga ko war a rey man maa lay dundal te moom bu ñëwoon àdduna itam maa koy dundal kon maa lay di dundal di leen dundal am na foo xam tam da ne wala taqtulu awlaadakum xasiyata imlaaqin xam nga min imlaaqin ak xasiyata imlaaqin ndax yii ñàkk goo waaye da ngay ragal ne da nga ñàkk mooy li ñuy def ñoom jàpp ne dañoo war rey nit ñi ndax ressources naturelles yi day jeex ak yooyu foofa tam dañ ne nahnu narsuquhum wa iyyakum daan ne inna qatalahum kaana xitaan kabiran loolu tam jullit bi moom war naa xam ne ñun li ñu war a gëm mooy adduna bi moom nekkul loo xam ne ni dañoo jàpp ne nit ñi dañuy jeex wala ressources yi dañuy jeex suñu borom moo gën a xam loolu ndax ñaari aaya yi rek wane ne na waroo tiit ci adduna ba jàpp ne da ngaa war a wàññi nit ñi waaw ci la xalifa gi islam daanaka jeex booba tam daa am luñ bàyyi rek te alxuraan diggaloon yow mu ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bàyyi gañ ko bàyyi rek moo waral ñu 1932 ñu fexe ba réussir loola waaye fi mu toll am na foo xam ne nii li may wax ne seytaane moom bari na doole waaye itam néew na doole ndax moom day mel ne mënu la songu tànk dafa jaar ci leneen waaw dafay jaar ci leneen doog laa mën a songu waaye mënu laa fekk fi la yàlla dël teg la fi siraatal mustaqima nga nekk ci li mu la wax lépp nga nekk ca mu lay mën a fekk foofu day fexe ba nga bàyyi loola mu doog laa attaqué ñun nag man li may dénk sama bopp di ko dénk ñëpp mooy loolee ñu bañ koo bàyyi abadan sax ci ngëm sax ci jàng alquran sax ci di julli sax ci di yu baax yooyu yëpp sax ci di werd yooyu mooy li ma jort mooy baaraas bi nga xam ne nii mooy tax ba ñoom duñ agsi ci suñ kaw ndax xam ne jàng nañ ci alquran ne bu ñuy jàng alquran day fa am baaraas wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati ay hijaban masturan te sëñ Tuubaa lum ñu digal yéen ñi nga xam ne nii yéenay samay taalibes day leen sax di jàng alquran kon sëñ Tuubaa daa bëgg a dox daa bëgg sun digganteeg alladhina la yu'minuna bil akhirati nga xam ne ñooy fexe yépp fi sëñ Babacar wax daa bëgg miir dox suñ diggante ah
moo tax kon ñun miir boobu buñ bàyyi mukk muy effondré waaw te buñ bàyyee jàngal xuraan rek mu effondré wu waaw kon nañ sax ci jàngal xuraan sax ci di yu baax yëpp jàpp naa ne du ci jàngal xuraan donc waaye jàngal xuraan ak yu baax yi ñuy digal yëpp mooy julleeg ya ca tegeeg bëgganteeg soppante dimbalante bokk pexe bokk jublu bokk yéene bëgg lu baax yooyu moo leen di kii waaw donte néew nañ doole donte bari nañ doole loolu jullit ñi mën nañ ko jàng ci xeex bu njëkk ba ca Badar jullit ñi neewoon lañu waaye nekk gañ nekkoon ci lañu war a nekk moo tax yàlla jàppale leen jàpp naa ne suñ ci nekkee suñ borom danañ jàppale sëñ Babacar te waxtaan yow neexu la commentaire parce que day nekk niveau bu kawee kawee te comme ay étudiants ngay waxal ñoom étudiant moom li mu gën a xam mooy déglu waaw xam nga force déglu dafa am nga xam ne boo waxee rek ñu jàpp capté bind jël note loolu macha allah xam naa ñoom dinañ ci jànge lu baree bari ñoo ma ciy gën a jànge daal ka man waaw man du ma étudiant léegi nag li ma bëggoon doon ko ñaan comme dañoo nekk ci màggalug sëñ Abdou Lahad di ñëw nii te yow yaa ngi jógee njaareem fa sëñ Abdou Lahad gënee àdduna transité fii ci Touba fi sëñ Abdou Lahad dëkkoon waxtaane fi la sëñ Abdou Lahad bëggoon war a jàll beleel fa sëñ Abdou Lahad génne àdduna dañoo bëgg nga andil ñu benn discours sëñ Abdou Lahad ñu tëje ko yow nag man ban discours laay indi sax boo andi rek baax waaye na mel ne daal ñu fàttali ko ne sëñ Abdou Lahad tey wax de loolu de dina kéemaane am na discours bu mu defoon 76 muy discours Arut ba xam naa moom laay dama koy jukki rek xam naa du ma wax lépp nag dama ci ab jukki rek waxtaan wu am solo la xam na sëñ Abdou Lahad daa bëggoon sëñ Touba bu bëgg sëñ Touba foo ko teg wees na ko ci ñetti tomb la ko jëmee woon ñaar yu njëkk yi wax na ko ba noppi bu mujj bi nag mu ni Sëriñ Touba jëf na fii ci njaareem gi loo xam ne ab yonent jëful lu ko féete kaw kenn jëful lu ko féete kaw ngir am na ku ñuy wax Mor Mbacke Touré Mor Balla maam jur ko da ko woo ni ko sa baay daa defoon ku man aroot te rafet mbind bu fekkee am na aroot boo xam ne moo ko bind am na am déet mu ni ko am na taalibeem bu doon jàngaroot yaakaar naa ni bu ma demee dana fekk mu yor ko sëriñ bi yabal jo mu dem ab téere ba andi ko sëriñ bi seet ca lam ca war a seet delloo ko yàlla dogal Mor Sorang ibnu Yusufa ab téere bi yàlla dogal peste ba ñëw rey Mor Sorang Mor Mbacke yi tamit faatu ñu lakk kër ga lakkaale lépp lakkaale téere ba ñu toogee ab diir góor ga yónni doomam ni ko boo demee xamalal ma sëriñ Touba ne ko Mor Mbacke fi jëlee woon sama téere ba te moom laa bëgg a jot sëriñ bi ni ko téere ba day ndogal da caa am dafa lakk yëkkati mbàjjum leen ak juróom benn fukki dërëm jox ko ni ko boo demee yital ma ko sa bàyyi nee ko téere ba ndogal da caa am dafa lakk bëgg ngóor sa demee baayam yabalaat ko fi saase ni ko boo demee xamalal ma sëriñ Touba ni ko këram nga la muy yaatu sa aroot ba rek laa fa soxlawu ma fa dara ba kaddu ngóor sa daanoo sëñ Omar Gueye mii sëñ Omar moo dëkk fii ci pinc sëñ Omar Gueye mii xaacu na bëgg koo dóor di ko sëñ Abdou Lahad di nett li mi ngi toog mu ni sëñ Omar Gueye mii xaacu na bëgg koo dóor sëriñ bee dox diggam ak moom daal ni bàyyi ko daal di dem indi aroot boo xam ni sëriñ Ibra Faati maam Thierno sëñ Mayacine Ummi ak sëñ Baara Gueye ñoo ko bind mu ni saa xewar mii moo defar jaafura ja ba bu yàggut gis naa téere ba kër sëñ Basiru mu ne ko ndax bii sa baay dana ko bëgg mu ne ko waaw mu ne ko yot ko bi ngóor si génnee amul paas dem ca marché ba di jaay ay sor sëriñ bi taqali ko sagoom ci diggante bi daal ni yët leen ma téere bi ñu ne ko téere bi lakk na mu ni bu ma ko kenn waxati yët leen ma ko ak fu mu mën a ne yët leen ma ko ba ñu duggee ca magasin ba waxane woon njëkk a ubbi lañ fekk aroot ba mu tege ci mu ni dabal leen ma ngóor sa bañ ko dabee indi sëriñ bi ni bu ngeen gisee ma jëfandikoo kun fa yakkoon tey jii delloo si aroot bii doon génn samay loxo te sama njaboot bind ko jooy yi doon jooy laa mënut doon dékku looloo tax ma jëfandikoo loolu nag kenn jëfal lu ko féete kaw te sëriñ bi jëf na ko fii ci njaareem gi kon nañ jàpp ci sëñ Touba wóolu sëñ Touba yaakaar sëñ Touba te doyloo sëñ Touba woow waxtaan mën nañ koo bañ a weesu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu